مولاي. Càmbar si diine sur ITV. bismillahi rahmani rahim. alhamdulillahi rabbil alamin. wasalaatu wasalaamu ala almabuusi rahmatan lil alamin muhammadin al amin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. yéen a ngi ci ITV di ñu suivre comme d'habitude fu ngeen mën a nekk ci àddina bi maa ngi leen di wax paix sur vous di leen wax asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. moo xam yéen a ngi Sénégal di ñu topp di ñu seetaan ci seen émission càmbar ci diine moo xam yéen a ngi bitim réew ci àddina bi yëpp wërngal këpp ku nekk ñu ngi lay jox sa cër sa wàccuwaay di la ñaanal tawfiq ak jàmm di nuyu ñu nekk ci côté xarala bi côté technique bi Ramatoulaye Diop Sall ak caméraman yi ak équipe technique bi yëpp nga xam ni ñooy sonn ba ngeen mën a jot ci émission bi di leen ñaanal tawfiq. mu mel ni sunu émission tey ñu ngi ko duppee tomb bi nga xam ni moom lañ jël bëgg ko waxtaanee di ngeen ko gis léegi seen affiche le hajj sens et évolution kon loolu mooy nekk suñu thème mu càmbar ci diine tey bi donc mbiru aj Màkka la ñuy waxtaanee mbiru pèlerinage ma préféré jël terme hajj ndax pèlerinage ci tubaab dafa bëri mu wund yoo xam ni comme wóoruma ni sens bi dina dëppoo ak hajj moo tax je préfère ma jëfandikoo terme hajj nga xam ni lan mooy atteem ak nu ñu ko war a déggee ci charia bu ko defee sens et évolution maanaa bi maanaam loolu li ma ci jublu mooy le côté spirituel aj ci boppam nan lañ ko war a déggee nan lañ ko war a jàngatee ci wàllu spiritualité jullit bi nan la war a jàppee aj ak lan la ko war a mën a indil dans sa vie spirituelle ci wàllu boobu tam dinañ indi ay at yu wàllu yu jëm ci aj lu ñuy wax fiqh ci droit islamique am na ay atte yoo xam ni moo aju ci ponk yi nekk ci aj Màkka waaye itam am na ay atte yoo xam ni yan yi sax mën nañ wax ne yu bees la yoo xam ne dañ ko indi ci aj bi ndax dafa am ay xew-xew ak ay mën nañ wax ay contraintes ay jafe-jafe yu tax ulama yi xool masala yooyu ba indi ci ay atte yoo xam ni amul woon démb ndax démb question yooyu posé wul woon yooyu yëpp tam dinañ ci waxtaan parce que ñi ma seqal tey waxtaan bi xam nañ bu baax loolu dinañ ci indi ay jàngat ak ay xóotal beneen bi lu tax ma ne ginnaaw le sens spirituel ak ginnaaw les aspects du droit islamique yi réglementé aj dinañ dem ci évolution li ma jublu ci évolution mooy coppeeku yi nga xam ni am na ci aj xam ngeen aj wax dëgg yàlla nag ça fait plus de 1500 ans léegi ñuy def aj bi nga xam ni sax mën nga wax ni moom la yonent bi sallallahu alayhi wasallam dundalaat bi ko borom bi farataale ci moom waaye maamaati maamam yonent yàlla Ibrahima ak Ismaïl ñoo njëkkoon a aj loolu yëpp du ñàkk dina feeñ ci waxtaan bi waaye ñooñu ba ñu ajee ba pare dafa am lu xew ci diggante bi kon mu mel ni loolu mooy nekk suñu thème bi évolution yooyu coppeeku yooyu am nan lañ ko war a jàngatee ak borom xam-xam yi ma fi invité waaye tamit ci côté aussi bien autorité administrative bi nga xam ne mooy organiser aj bi mooy ñi yilif Arabie Saoudite rawatina Makka waaye tamit Sénégal nga xam ni dëkk la boo xam ni jullit yi dañ fiy jógee dem di aji ñoom tamit nan la ñu tëralee aj bi kon sunu thème waxtaan ci loolu lay tëdd ñan laa ko séqal d'abord suñu doyen sunu mag Abdou Latif Wane may tàmbali di ko jaajëfal di kontaan di ko dalal ci émission càmbar ci diine képp ku ko gis ci plateau bi dégg turam di nga xam ni kenn du ko présenté ci Sénégal ci l'islam bi ci wàllu aj ak ci wàllu xam Arabie Saoudite ndax depuis les années 74 suma juumul ma nga fa woon doon fa jàng fa charia yàgg fa xam bu baax foofu dëkk bi mu tëddee et particulièrement mbiru aj Màkka ñëw Sénégal bokk na ci njëkk di animer ay émissions islamiques fii ci rajo yi et cetera am jaar-jaar ci wàll boobu nekk jàngalekat ci wàllu ulum charia lépp loo xam ne xam-xam la bu jëm ci l'islam ak yeneen yoo xam ne ci biir waxtaan bi dana feeñ kon ma koy jaajëfal di rafetlu bi ma ko contacté
mu sawar ñëw teew pour indi jaar-jaaram expérience am ak jàngatam ci mbiru aj moo xam aussi bien côté spirituel que côté organisationnel bi. keneen ki kan la Cheikh Bamba Dioum Cheikh Bamba Dioum c'est un informaticien à la base mais nekk gëstukat nekk aussi écrivain su ko defee ñu ngi ko dul gën a miin fii ci Sénégal ndax moo bindoon logiciel boobu le barème de l'héritage musulman loolu nekkoon vraiment une première parce que ku nekk sa xam-xam war nga ci mën a liggéeyal l'islam mu dem ba concevoir benn logiciel nga xam ni mbiru miraas ak mbiru héritage soo dugalee données yi rek di nga am li nga ci soxla loolu nekk lu rafet ci wàllu li l'islam di xaar ci borom xam-xam yi ku nekk ci fi nga géeju ak sa domaine waaye itam day bind ay téere bind na par exemple benn téere sur le rêve dans les récits du Coran et de la Bible benn approche comparatiste la ci def et cetera kon informaticien la gëstukat la mbiru pèlerinage tamit da ko yittewoo doon ko topp ci longue durée bi sax mën nañ wax ci lu yàgg ci biir taarix mu koy topp loolu yëpp ci biir waxtaan bi dina ci indi ay jàngatam ak tamit Covid bi ba mu tàmbalee daf ko yittewoo loolu xalaat bu baax ndax Covid bi nar tax ñu aj bi ci maa koy répété mais aj ci wolof aj ma suspendre aj màkk bi mu am tamit ay xalaat yu mu ci amoon loolu yëpp danañ ci ñëw ci biir waxtaan bi kon loolu mooy seen thème mu tey le Hajj sens et évolution ma jox suñu doyen Abdou Latif Wane bu nuyoo ba pare ma ñëw ci Cheikh Bamba Diagne mu nuyoo doyen ma jox la kàddu gi bismillah. alhamdulillahi wa kafa wasalaatu wasalaamu ala man la nabiya baadahu muhammad sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima. yéen ñi nga xam ne yéen a taamu di ànd ak li nga xam ne mooy seen télé di ITV ngeen di fi jële seen njëriñ bi ci ëpp njëriñ nag bi comme plateau bi ngeen di suivre même ñun buñ fi ñëw ñu di ko topp ñu ngi leen di nuyu foo leen ñuy dégloo ci àdduna bi yëpp ñi ñuy gis ak ñi ñuy dégg ñëpp ñu ngi leen di wax asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. di ñaan borom bi subhaanahu wa taala mu nga xam ne moom mooy dimbali làmmiñ ba mu wax luy njëriñ doomu aadama di jële ci xol muy tàbbi ci xol suñu kàddu bañ a nekk lu jógee ci làmmiñ am ci nopp muy lu jóge ci xol tàbbi ci xol kon li fi nekk yëpp incha allah dina nekk njëriñ bu jógee ci ñun jëm ci yéen ñu am yaakaar ne di ngeen ko dégg njëriñoo ko incha allah loolu lañ doon nuyoo di wax asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. waaleykum salaam wa barakaatu di nuyu bu baax notre ami commun sunu xarit boobu ñu bokk muy le doyen Pape Massa. nga xam ni Baye Mass sama grand frère. voilà mi noonu daanaka ci moom laa jaar pour am sa contact sama jàng alxuraan jàngaloon nañu alxuraan. tabarakallah ñu ngi koy nuyuwaale sama wóllëre bu mag la depuis ñi ngi gënoon xamante na man ak moom bi mbokk yi ñëwee ne ma naa coordonné benn colloque international bu ñu ci doon def c'était le CIMEF le colloque international des musulmans francophones léegi nag moom mu ñëwoon toog fa Jamra foofu nag la ñu xamante ci biir liggéey bi yooyu daal ma gis rigueuram ak voilà keroog nag ba xalaatee thème bi comme xam naa ni day yëngatu ci agence yi ak yu mel noonu ci laa ko ne est-ce que doo ma wutal koo xam ni dañ fi ñëw mu ne ma xaaral ma woo doyen Abdou Latif Wane tabarakallah Cheikh Bamba Diagne bismillah Cheikh Bamba Dioum bismillah bismillahi shaytaani rajim bismillahi rahmaani rahim wasalaatu wasalaam ala rasulillah alhamdulilahi rabil alamin asalaamaaleykum mbooloo mi ñuy seetaan fii si ITV. waaleykum salaam. maa ngi leen di nuyu tamit kilifa yi nga xam ne ñoo jiite télévision bi waaye di lañ nuyu yow it imam Kanté. lay fay. di la sant di la gërëm ci confiance bi nga am ndax wax dëgg yàlla émission bi moom kuy suivre aj gi xam nga ne ñi ko mën a teewee bari nañu nga woo ma kon loolu sag la ci man di nuyu tamit Abdou Latif Wane mu nekk mbégte mu rëy ci man ma toog ma ndax Abdou Latif man laata may yëngatu si aj dama ko daan suivre muy jàngale si aj di jàngale ci l'islam kon bu jamono doxee ba may toog ak moom di waxtaan si aj mais vraiment mbégte mu rëy rëy la ci man parce que borom xam-xam la ñi yëngatu si aj yëpp xam nañ ko bi ma duggee si aj tamit yàgg nañoo tase si Makka kon mbégte mu rëy la te it ñuy ñaan yàlla rek xalaat yu rafet génne fi xam-xam génne fi ak déggoo génne fi ak leeral génne fi ñu leen di sant di leen gërëm di leen déglu nag bu waxtaan wi ñëwee incha allah kenn ku ci nekk li ci sa wàll rek incha allah indi ko ci si kàttanu yàlla
tabarakallah kon loolu moo doon ubbite waxtaan bi ñu dal ci xarala bi dem ci Rama ñëwaat nag dugg ci biir càmbar bi nag càmbar bu baax thème bi ñu indi tey. gaaral bi. maa ngi tàmbali ci woo leen yéen ñaar ci ñu jéem a xalaat jéem a xóotal ni ngeen ko xamee li alquran di wax tadabbur jéem a def benn méditation réflexion approfondie ci benn aaya boo xam ne mi ngi ci suratul hajj boo xam ne man daf ma yàgg frappé ci la fa nekk lu gàtt la lu tënku la mais yaakaar naa ni bëri na ay secret yu ci nekk yoo xam ne buñ ciy xalaat war na feeñal lu bëree bëri surtout ñi nga xam ne xëy na mbiruñu firi alquran ak yooyu wala déedéet sax ñoom français bi la ñuy gën a topp bu ko defee ngeen indi leen ci ay dimension yoo xam ni day wane ni mbiru aj li ci lëmm su bëri na li ci feeñal borom bi subhanahu wa taala kartanam ak man-manam ak sajasam xereñam dafa bëri aaya boobu mooy baada aoudu billahi min alsheytani rajim wa azzin fi nnaasi bilhajj yatuuka rijalan wa ala kulli daamirin yatiina min kulli fajjin amiq wala aaya boobu ci suratul hajj wooteel ñu ñëw ci aj woo nit ñi ñu ñëw wuy si la ci aj bi wa azzin fi nnaasi bilhajj yatuuka rijala danañ ñëw dox ak tànk ak li topp ci aaya bi yëpp ay borom xam ñu fi toog wa ala kulli daamirin yatiina min kulli fajjin amiq moo tax ma bëggoon tàmbali ci doyen oustaz Abdou Latif Wane mu indi ñu firi ci aaya boobu ak lim ci bëgg a wax ci ruq-ruqaat yi ci nekk nit ñi gën a comprendre est-ce que amul ay secret ak miracle sax mën nañu wax bu am ci loolu nga xam ni borom bi mi ngi ko adressé sunu maam Ibrahima nga xam ni presque mat na 5000 ans ak léegi bu ñu jéemee natt à peu près histoire bi bismillah oustaz. ñu ngi santaat borom bi subhanahu wa taala di julliwaat di sëlmal ci sayiduna muhammad sallallahu alayhi di ñaan yonent yi fi jiitu yëpp kenn jiituwu ci Ibrahima ci aj ndaxte booy wax aj dafa mel ni famille la famille moom moo formé li nga xam mooy aj gannaaw ba mu nekkee mbooloo mu doon daje mais day mujj ñëw ci diggante jëkkër ak jabar ak doom muy diggante Ibrahima alayhi salaam ak Hajara ak Ismaïl famille boobu ñoom ñoo yor aj ndaxte boo ñëwee ci kaab yi dangay fekk Ibrahima fekk fa Ismaïl nga dem ci maqaam Ibrahima fekkaat fa Ibrahima nga dem ci Safa ak Marwa fekk fa Hajara nga dem Jamra fekkaat fa encore Ismaïla ak Ibrahima kon sallallahu alayhi wa sallam taxawaayam dëgg-dëgg mooy tax aj di taxaw mooy alxajju arafa kon aaya bi ci boppam dafa nekk aaya boo xam ne yàlla day wane ne du doom aadama moo xalaat aj ci rek mu am man maa wax ak doomu aadama boo xam ne bu sell la boo xam ne musul sujootal xërëm musul am sentiment dimbali soo koo xam ne sax bàyyi tëx la ci moom parce que alquran fu mu ne waalit mooy abul mubashir mooy sa pap bi nga xam ne mooy sa waajur mais bu ne ab rek mën nekk bàyyi tëx moo tax mu nekk maa kaana ibrahimu yahudiyan wala nasran walakin kaana xanifan musliman ci xanif boobu ba muy wax ak pàppam boobu du bàyyi ko jur bàyyi tëx lu moo tax ñu indi baatu ab indi ñu waalit bu fekkoon bàyyam la kon dañ naan waalit nga jàng si ne kon moom Ibrahima alayhi salaam moom la yàlla waxal gannaaw ba nga xam ne liggéeyal na ko néegam bi ba pare mu ne ko ooteel ma nag ñu war a ñëw fii mu ne ko man sama kàddu mënul génn màkk xam naa sa kàddu mënul génn màkk oustaz balaa ngay eggali foofu mais ginnaaw bu mu liggéeyee la borom bi néegam bi mais xam nga am na ay nettali yu am ci téere yi yéen ko mën a wéral wala seet doole bi ngeen koy jox wala déet ci di wax ne kaaba gi jiitu na yonent yàlla Ibrahima depuis Adama ma nga foon ak tamit boo teewloo xam nga am na benn ay alquran buy borom bi di wan Ibrahima di ko wan bërëb bi kon dafa mel ne kon bërëb bi lu fa nekkoon la léegi yow ban tarjeex ngay def ban synthèse ngay def ci nettali yooyu yëpp ndax Ibrahima moo njëkk a sos kaaba gi wala daf ko defaraat. kooku it xam nga dafa am aaya te yow aaya bi nga ma jox mooy wa azzin fi nnaas. waaw yow da nga ma indi rek ci impératif bi. waxal. waaw loolu moo tax ma dugg. waaw bii dama ko ci duggalaat noonu rek fekkoon dañ ne historique gu kaaba gi.
foofu la ñuy ñëwee ci malaaka yi ñëw ci aadama soog a ñëw ci Ibrahima mais yow da nga ñëw indil ma rek aj ba pare tuddal ma ki war a aj ba pare ne ko nee nañ ko ooteel. waaw ko demal foofu après ñu ñëwaat waaw parce que fële bu ci nekk ci dafa xóot. dëgg la te 1h30 njëriñ rek lañ bëgg incha allah mu jóge fi. dëgg la kon continuer foofu. te moo tax ma ne. yàlla bi mu ko nee ooteel. ci boppam mu ne ko man sama kàddu mënul génn màkk. mu ne ko man sant oote laa la sant même man maa jotali. te yàlla lu mu jotali mu jot. pour wan la ne kon njàngat bi nga wax ne moom la ñu war a jàngat ci aay bi dafa am solo. encore bi mu ne. bi mu indee taarif bi mu définir alif ak laam bi day wane ni ñëpp la wax ñëpp ñooñu ñooy ñan mooy ñi nga xam ne am na ngëm-ngëm ci borom bi subhanahu wa taala ñu ne waa lan moo tax kon ñu uyu ji mu ne ku dégg oote boobu kan moo lay déggaloo oote mooy borom bi subhanahu wa taala mu ne wa azzin fi nnaasi bil hajj wax leen ñu ñëw si jublu si néeg bi kon xajj mu ngi firi xasd xajj li mu firi dëgg mooy xasdu li ziyaaratil bayt nañu ñëw jublu si li nga xam ne moom mooy néeg bi bu ñu ñëw nag nañu nekk ñoo xam ne ñu dëgër lañu bu fekkee jigéen dina ñëw sax na ànd ak rijaal moo tax mu indi baatu rijaal foofu loolu moo tax ñuy faral di wax mahram boo amul 40 ans utal koo àndal parce que aay bi dafa ne rijaalan gis nga rijaalan boobu dafa nekk nakira boobu moom moo dugal jigéen ñi ci biir mais ne jigéen boobu nag il faut mu am ku ko téye mën ko jàppale moo tax mu ne rijaalan mu ne wa ala kulli daamirin ak fu ñu mënti nekk ci kaw suuf ñu dikk ma ak fu mënti doon min kulli fajjin amiq waaye nag mu continuer mu ne li yashhadu manaafi'a lahum kon ay njëriñ nga fa yoo xam ne dañ koy njëriñu ci biir aj ci biir njëriñ yooyu nañ ko jiital di ànd ak di tudd borom bi subhaanahu wa taala kon yàlla dafa mel ni ci biir aay bi jàngale si ne moom moo santaane aj ba pare wane ne njëriñ ji ci nekk yépp mu yaa ngi koy mën a amee nga ñëw Kaaba ga ba pare boo fa ñëwee ba pare ngay tudd borom bi subhaanahu wa taala loolu moo indi wazkurullah fi ayyaamin ma'duudaat bi nekk diggante Arafat ak Mina ak Muzdalifa kon ci aay bi bu fekkee tënk li mën a ànd ak ci émission bi mooy oote la boo xam ne borom bi subhaanahu wa taala moo ko jox maam Ibrahima alayhi salaam maam Ibrahima salaam daal di oote kon képp kuy tàggoo naan maa ngi dem mu ne boo demee nga ooma yaa ngi ci erreur léeg-léeg gis kuy dem màkk mu ne boo demee nga oo ma moom it mu dëgër fi ne la waa bu ma naa la oo yow ku ñu oo nooy oote yow dañ laa oo nga bëgg a oo keneen mënul nekk yàlla moo oote ne képp ko xam dégg na oote bi kon yàlla lay oote ci oote boobu le di nga ñëw uyu si mu ne nga xam ne dégguñu oote boobu nu ñu uyu si xurtu bi ne déedéet man déggu ma ko noonu ni ma ko dégg daal mooy yàlla oo na ñëpp ku uyu si xam yàlla dogal na nga ñëw ku uyu sul yàlla dogalul nga ñëw te man boobu laa gën a doyloo mu ne nag wa ala kulli mu ne nag awma ci exception ñëpp laa wax nañ ñëw min kulli fajjin fu ñu mënti nekk ak lu ñu mënti ne ci moyen bu mu mënti doon temps boobu nag kenn xalaatuloon avion temps bi muy wax loolu boobu daaba yee taxoon muy wax boobu kenn xalaatagul ne dinañ am ay vol wa ala kulli daamir boobu kenn xalaatagul avion malgré que wax na ci surtout Nahl est-ce que kon kulli boobu peut-être mooy ubbi bi mooy taamim bi mooy indi taamim bi mais dama ne boobu moment boobu bi muy wax loolu kenn mënul imaginer avion temps boobu d'accord malgré que wax ni surtout Nahl wa yaxluqu ma la taalamun mais fii moom bi muy wax loolu ñëpp a ngi xalaatoon boobu ñi jege rek loolu lañ xalaatoon xam nga sallallahu alayhi wa sallam mus na wax benn xadis mu ne aji leen balaa aj di jafe saabu yu bari dañuy yéemu ci baat boobu ne waaw yaa rasulallah armal jàpp ñu wër kaaba gi dem Arafat di jafe mu ne dina mës a jafe de gis nga aj leen balaa aj di jafe mais ñooñu ñu ko woon dégg parce que kenn mënoon xalaat ne di nga toog ñu ne la yow doo aj si kon sallallahu alayhi wasallam lépp looy pare wax rek moom daanaka yàlla xamaloon na ko ne dina ñëw yi kon Imam Kanté ci baat boobu fa laay mën a taxaw ci indi li yashhadu manaafi' kon dañ fay dem pour jëli fa ay njëriñ kon ki naan kii aji màkk première ajam amul droit jënd dara dafa réer parce que deuxième aj amul benn aj moo am kon ki naan boo demee sa premier aj amuloo droit jënd fa dara xaaral ba deuxième aj kan moo leen di deuxième aj troisième aj dafa añ ku leen di dina la fekk kan moo leen dina fekk kon boog benn aj rek moo am bu fekkee dellu nga def dafa naafile ñu bind la ko tiyaaba rek parce que man tatawwa xayran fa huwa xayrun la foofu daal lay taxaw ci aaya bi barakallahu fiikum Cheikh Bamba Dioum yow tamit intellectuel nga da ngay réfléchir di méditer souvent ci alquran
di ci gis ay secret donc yow tam aaye boobu ban commentaire nga ci am lan moo la ci yéem ak lan nga ci bëgg dolli par rapport ak commentaire bi cheikh bi def léegi. donc damay sant imam wax dëgg yàlla si commentaire bu yaatu bu mu def ni nga ko waxee yow bi ngay introduire mën nga ne sax miracle nga ci li nga wax nii ndax yàlla bi muy woote wax suñu maam Ibrahim mu jógee Palestine ñëw indi suñu maam Hajara foofu teg fa nga xam ne désert la woon aw xur la woon woo xam ne dara nekku fa mu digal ko ne ko yëkkatilal kaaba gi ñi ne yeesalal kaaba gi ba pare ne ko nag wooteel fu kenn newul mu ne ko woowal ñoo xamante ni nii sax juddooguñoo booba temps lépp désert la te comme ni nga ko waxee même monde bi sax adduna bi ci boppam boo ko doon seet partie bu tuuti ñoo occupé woon adduna bi mais mun na dinañ jógee fépp ci àdduna bi fépp la wax comme ni ñu koy gisee tey waaw comme ni ñu koy gisee boobu temps àdduna bi tuuti boo ko mën nga ne tey jamono jooju tey doon nga diviser li nit ñi occupé peut-être par 1000 parce que tuuti la woon te kaaba gi ci boppam dafa vide mu ne ko te foofu noonu est-ce que ma attiré sa attention kon boo gisee expression Qur'an bi ibaara Qur'an yi boobu xoolal min kulli fajjin amiq est-ce que loolu justement nekkul woon luy préparer nit ñi que ni xool ruq-ruqaat bu mën a sori. mooy li ma la alors que nekkoon Màkka ñoom mënuñu sax imaginer ay Australie. temps yooyu ak yu mel noonu. mais mooy li ma la wax. Afrique tey booba temps boo ko doon seet. ay kon li ñu doon occupé. boo ko def seet kon mooy côté ay Éthiopie ak Soudan côté yooyu lañ doon occupé. parce que comme ni nga ko waxee ba après Adama la Youssouf ñëw ak ñu ay maamam. ni ñu koy waxati waa Égypte yi. si le ginnaaw gi àdduna bi dox ba mu ëgsi fii mu ëgsi fii mais moom mu ne ko wooteel booto boo xam ne nit ñi daañu jógee fépp ñëw te nag bu ñu ñëwee dina ñëw di zikr di jaamu yàlla di julli foofu te xéewal ya dina fa génn te xoolal xéewal yi génn ci Makka loolu xel mënu ko woon a kon yàgg na foofu non moo tax ma ne la mbir mi pétrole tudd na ko te boobu kenn xalaata ko mais pétrole génn na fa mais fruit Makka la ëppee te bayewuñ ko fa désert boo nekk di fa ñëw waaw moo tax ma ne la wax yàlla du waxi nit te ba mu koy wax dara amu fa désert a fa am tey ñëpp gis nañ ko daamar yii ngeen wax nii boobu temps daamar gëlëm lañ ci xamoon daanaka ak xëy na mbaam wala dara mais léegi gis nga ne avion ñëw na oto ñëw na bateau ñëw na maanaam kon xeetu daamar boo xalaat rek kon yàlla laata loolu di ñëw moom xamoon na ne lii la xamoon na ne wariwaay dina am xamoon na ne ñun jullit yi dinañ nekk fu ne moo tax waruta bett bi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ñëwee ginnaaw bi mu fi jógee xalifaam yi nekk di yaatal l'islam muy dem ba Espagne di ñëw ba Afrique di ñëw ba fii kon noonu dong la mënoon demee kon ci aaya bi sax tam mën nañ ci déggaale expansion l'islam mooy parce que pour nga aj si day fekk nga nekk jullit kon yàlla xamoon na ne jullit yi dañ àgg ba nekk foofu yëpp kon expansion islam mënul woon a ñàkk gis nga alquran de kon alquran il faut ñu ci taxaw de foog ñu taxaw di seetante def tadabbur parce que xoola aaya bi boo ko rombee rek dem da ngay xool rek aspect aj Makka mais xoolal li ci nekk yëpp ci ay miracle wax naa la fruit la fa nekk ci ay fruits tey képp ko am looy jaay désert la woon nit ñi bëriwuñu dara na ubbeekul woon mais ñetti nit la comme ni ko imaam waxee ñoo fa newoon parce que nit ñi li ñu war a xam mooy Kaaba ga moo jiitu naar yi ñuy wax ni ci yeneen dëkk yu sori yi lañ doon jógee ñëw fekk suñu maam Ibrahima moo ko sanc Makka moo ko sanc kon ni mu amee ay nit ni melutoon noonu ñu doon ñëw giir yi doon jégle di yore seeni gileem waa kay di dem ci yeneen dëkk yi Shaam ak yooyu di traversé ñooñu ñoo dem ba mujj fekk ci suñu maam Hajara ak suñu maam Ismaël mu nekk dëkk buy màgg waaye ci cosaan dara amu fa woon kon ñoom ñoo ko commencé kon loolu dafay wone ne kéemaan gu rëy mi ngi ci waxu yàlla boobu tabarakallah moo tax ma tàmbali aaya ba pour ñu gën ko c'est extraordinaire parce que aaya bi dafa ëmb lu bari te aaya bi mënoo ko wax te indi loo idée bi kii wax léegi mooy rabbana inni askantu min zurriyati bi waadin ghayri zi inda baytikal muharram rabbana li yuqimu salat faj'al afidatan min annas tahwi ilayhim warzuq min la'allahum yashkurun ba nga xamee ne maam Ibrahima alayhi salaam teg na Haajara teg ko ci Safa ak doomam bu ndaw tàggu ko ne maa ngi dem mu ne ko kan nga may bàyyeel munu ko tontu ilaa man takilu ni la ko wax kan nga may bàyyeel mu noppi moom moo ko utaltu mu ne ko allahu amaraka bi haza ndax yàlla moo la sant li mu ne ko wax mu avancé ñëw ba tolloog fi kaaba gi ne boobu kaaba new fa dara mais fondement mu nga fa woon mu tàllal loxo moom Ibrahima mu ñaan mu ne yàlla dëkkal naa sama njaboot ci place boo xam ne amul mbay
bi waadin xëy inda baytikal muharram gis nga mu tudd ko baytikal muharram te boobu nekkagul nit waaw attention macha allah inda baytikal muharram mu ne ko rabbana li yuqimu salaat faj'al afidatan naas bi ñëwaat minan naasi ñuy ñëw di wéeru si fi tahawi ilayhim jox leen fruit warzuqu minas samaraat ngir ñu bokk ci ñuy sant yàlla donc aaya boobu dafay ànd ak aaya bi nga xam ne moom mooy wa azin fi na donc aaya bi ñu ubbee dafa nekk aaya boo xam ne weesu na miracle weesu na miracle waaw dama ko xaw a sentir quoi moo tax parce que day dem ba wax ak les privés yow mi na laa yóbboo samay pèlerin est-ce que préparé li ngay préparé pèlerin bi waaw koy est-ce que jàngal nga ko est-ce que dafa ko brochure est-ce que xamal nga ko ba pare balaa nga koy wax il mu yóbbu la wala fële laa la yóbbu nga dëgg loolu yëpp azin fi naa da koy indi da koy indi macha allah tabarakallah kon loolu suñ ci duggee sax mën nañu sori loolu am yeneen dimension ci bien émission sûr bi mais justement d'ailleurs pour ñu jeexal ci aaya boobu noonu wa azin fi naas est-ce que daje ngeen ci téere yi ak seen gëstu azin boobu est-ce que daje ngeen ak est-ce que am na benn siira bu ci am wala woote bi xam nga bu fekkee ni da ngay woote julli xam nañ nu muy demee hayya ala salah hayya ala salah mais léegi bu dee aj est-ce que woote boobu am na siira yu ñëw ci téere yi wala dañ koy bàyyi noonu rek nakira ko noonu xam ne daal wootee la rek xurtu bi nee na bi Ibrahima di oote bi ko borom bi ne ooteel aywa ni noddkat bi def la def ah bon parce que ci maanaa ba ca xurtu bi waaw neen dafa jël ñaari baaraam bi naan nii di wër ah bon d'accord gis nga gis nga de mu ne foofu la ñu imiter bi bu noddkat bi ñëwee mënul jóge foofu mooy loolu la jëlaat mu ne baatu azan boobu wa azin comme ne azan ko di def voilà noonu la doon def naan nii kay di oote ah oui bi ko yàlla joxee ndigal kon loolu day wane ne kon baatu azan mooy oote oote ñi ngay oote nag ku nekk mën na la dégg waaye jamono boobu moom kenn mosoon xalaat ne dëgg ci dëgg ay asi am na parce que am na teer yoo xam ne amuloon am na dëkk yoo xam ne amuloon après la am après la am waaw si am na dëkk yoo xam ne boobu te bi woote wax boobu amagul waaw te woote à voix nue wala woote baat kese baat kese du dépasser 20 mètres 30 mètres loolu yàlla rek mën a te jot ci foofu àll bi la kon woote bi rek moo ci amoon solo yàlla mooy yóbbu woote bi ci nopp bu mu bëgg ba àdduna di tukki mais quand même waaye bi li ci nekk dafa yéeme dafa yéeme Arafat bi taxaw yonent bi di wax di def discours bi waaw mbagg ak mbagg ku nekk di wax hal ballaxtu ñu ne ballaxtu yaa rasulallah loolu moo jottali wax ji tey boobu amuñu woon micro oui ku nekk da nga jël sa mbagg teg ko ci sa morom di déglu yonent mu ne ndax jottali naa ñu ne ko jottali nga yaa rasulallah loolu moo tax ñu dégg si ñu koy waxante noonu ñoom noonu d'accord te foofu tamit si yonent bi xutbaam bu mujj ba mu defoon ci Arafat wax na ne moom nit ñi aj leen ni may ajee te jottali leen ak nit ñi ku fekkewul discours bii may wax discours bii xam nga moom foofu la ko waxee mais dafa wax nañu yaatal discours bi jottali ko ba ku ko jotutoon nga jotti ko moo tax mu indi ayatul ahkam bi al yawma akmaltu lakum diinakum moo tax ñu tudde ko ayatul ahkam tudde ko ayat boo xam ne kenn da ko nas xukk mi foo ko indee ñu nekkoon acte bi ñëw na kon jullit bu ne léegi li yonent bi def il faut mu def ko jërëjëf am na solo barakallahu fikum vraiment gis nga aaya boobu li ci feeñ rek ci ay xóotal ak ay jàngat kenn xamul nu mu toll loolu day wane encore dimension miracle bi nekk ci alquran nga xam ne lii nit mënu ko xalaat wax ko yonent bi sallallahu alayhi wasallam bu fekkoon moom moo wax alquran du mën a xam lii waxee ko nii ba ñun ci mën a toog di ko waxtaanee nii ak dimension yi mënul nekk kon wax dëgg yàlla alquran waxu borom bi la subhanahu wa taala ni ko ay bi rek déjà jox nañ ci junj na ci lu bëree bëri ma bëggoon ñëw ci toujours ñu ngi ci beneen deuxième élément bu intéressant boo xam ni léegi dañuy ñëw ci mbiru tuuti historique aj bi jël ci ay étapes yu gën a am solo xam nga wax nañ déjà léegi ci wàllu yonent yàlla Ibrahima ni mu ko sancee fondement bi mi ngi foon borom bi woon ko bërëb bi mu ñëw def ca lam fay def mook sunu maam Ismaïl alayhim assalaam ñu defar ko ba ñaan yàlla mu nangul leen ko ni ngeen ko xamee léegi nag ma bëggoon Cheikh Bamba Dioum lan ngeen mën a indil ci say gëstu ci historique gu aj Màkka bi bu ñu ko jëlee depuis ci temps boobu état bi gën a am solo wala yi la gën a frappé yow en tant que chercheur ba suñu jamono yi lan ngeen ci mën a indil mu nekk base ñu gën ko faram-fàccee ci biir waxtaan. waaw xam nga aj Màkka moom lépp ci yéeme man bokk na si li ma frappé daal ci historique bi mooy ginnaaw suñu maam Ibrahim bi mu indee aj indi tawaaf indi lépp léegi nag dañoo dem ba loolu dafa mel ni dafa commencé woon di ruus
dafa mel ni dafa dem ba diggante boobu toog nañu ay siècle ñu dem ba nga xam ne nit ñi mel na ni dañoo xaw a coppar ñi nga xamante ne nii la ñuy ajee mu dem ba la suñu maam Ibrahim dàqoon mel ni luy dikkaat muy ñu dem ba Kaaba ga ñoom ñu fay teg seeni xërëm. arab yi daal ñu doon jamono jooju waaw arab yi di fa teg seeni xërëm di ko jàmm kon ci origine bi suñu maam Ibrahima ci lañ ko xamee woon mooy jël xërëm ya mu fekkoon ci maamam boobu nga xam ne mooy bayti xam boobu daaneel xërëm yépp te loolu day ñëwaat ni mu ko defoon la ko yonent bi sallallahu alayhi wa sallam di defaate si fathu Makka kon li nga xamante ne dafa yéeme mooy comparaison boobu laa bëgg a indi kon tey bi nga xamante ne dem nañ ba nga xam ne loolu dafa mel ni lu xaw a ruus waa Makka yi dem ba léegi nag Makka dëkk nañ fa nekk na ay mbooloo waaye dem nañu ay siècle mu daal di rax nag jaahiliya bi duggaat ñi ngi tawaaf nag ñi ngi def lépp waaye dafa mel ni beneen ngëm-ngëm la commerce ba mu nga fay am lépp ma nga fay am mais yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bi mu dikkee dafa taxaw tànk yi suñu maam Ibrahim taxawoon ci la ñëwaat taxaw ci fathu Makka boobu. xam nga lu tax point boobu am solo parce que da ngay gis orientalistes yi mustashriqun yi ñi nga xam ni am na ci ñoo xam ni ils sont de bonne foi maanaam li ñu xam la ñu wax daal xëy na dañu xóotalul ba gis dëgg ak ñoo xam ni sax ñoom dingat l'islam moo leen intéressé mais am na si ñoom ñoo xam ni boo xoolee seen littérature dañuy jéem a wax en tout cas di jéem a défendre wala di jéem a gëmloo nit ñi que ni non aj bii ngeen di gis maanaam arab yi nga xam ni ay bokkaalekatu yàlla lañ woon ñoom ñoo doon def seen aj et que l'islam dafa ñëw rek soxu daal di si loolu mu ngi noonu ak réer la jokk loolu voilà léegi nag kon origine aj bi mën nga wax ni origine païenne la voilà te yow dafa mel ne da nga ne non au contraire non c'est le contraire voilà origine bi suñu maam aadama la woon nga xamante ne ni ko yàlla diglee woon ni la ko digalee yonent bi sallallahu alayhi wa sallam léegi nag diggante boobu nag dem na ba nga xamante ne nii lépp noonu la lu yàgg bu yàggee mu na ruus bu yàlla indiwul kàttanam googu nag moo ak yeesal gi moo tax mu indi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam léegi li ma doon bëgg a wax foofu mooy li ma ci marqué mooy ni suñu maam Ibrahima laata muy ñëw Makka xërëmu maamam wala baayam yooyu na ko doon daaneele Muhammad bi muy yeesalaat diine ji loolu la def ci fatu Makka bi dafa ñëw 360 xërëm ay ñu ñu tudd woon ñoom seen yàlla moom la fa fekk daaneel ko wax lépp wax ne lii suñu diine maam Ibrahima bi laay indiwaat moom laay yeesalaat yàlla ji benn la joxaat discours bu nga xamante ni dafay nuroog discours bi muy defe ji ci ajam ku njëkk gi mu def si 632 daf ñaari discours yi dañu xaw a nuroo parce que boobu bi mu setalee Makka ba pare nag si leen xamal ne bis ni ki tey nag jàpp leen ne yàlla ji benn la waaye jàpp leen ne kenn ku ci nekk sa mbokkum jullit mooy sa mbokk jàppalante leen te jàpp leen tamit ne aadama mooy suñu maam ñun ñëpp kenn gënul kenn benn xeet gënul kenn wax jooju dafay ñëwaat ci fatu Makka ñëwaat tamit si xutbaam boobu mu ñuy def le sermon du prophète bi mu defoon ci 632 muy ajam gu njëkk te mujj ko pour wax na ne mais ay yax bu rëy ak yooyu yëpp amul yéen ñii fi nekk ñii yëpp banaa leen de ni suñu yonent bi sallallahu alayhi yonentu yàlla Yuusuf baale woon ay njabootam noonu naa leen baale waaye jàpp leen ne doo leen aw say nekk leen benn booloo leen amul kenn ku gën kenn ci sa moroom léegi nag bi loolu mooy fatu Makka bu mu jàllee léegi nag si 631 parce que fatu Makka 630 la defe naa imam su ma juumul muy juróom-ñetteelu at bi si hijri bi ci gàddaay gi waaw si gàddaay gi juróom-ñeenteelu at bi nag si la aj njëkk loolu maanaam dafay date bu am importance ndax at mi njëkk aji Makka 630 la 631 la njëkk ak si grégorien bi nekk le 9e juróom-ñeenteelu at ci atu gàddaay gi si la njëkk waaye tamit si fàttali mooy aji Makka gu njëkk googu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam jiite wu ko loolu tamit dafay day lu jara xam fatu Makka bi la jiite mais aj gi si boppam gi njëkk Aboubacar la yebal ne ko demal nga jiite ko moom nag mu soog a jiite aj nag 632 at mi nga xamante ni mooy ajam gu njëkk te it mooy ajam gu mujj
te it si la def discours bii nuroog ba mu defoon fële ci Fathu Makka. léegi kon bu ko defee imaam dama koy bàyyi moom xëy na discours boobu dina si ñëw. yaatal si luñ ciy sof ñu def si sof si. léegi nag bi loolu weesoo nag ba yonent bi sallallahu alayhi wa sallam jóge fi aj gi tamit am na ay évolution yu am ci ngir yi fi ñëw ottoman yi wala abbasid yi wala ñi fi jiitu. ba suñu mbokku saoud yi nga xamante ne ñoom ñu ngi fi ñëw en 1932. bi ñu xeexee ba gagné Hussein en 23-24 jël nguur gi soppi nag tuddee arabu saoudite tuddutoon noonu xam nga. Hijaz la tuddoon. ñu tuddee ko arabu saoudite en 1932. ñu ko ba fi ñu taxaw nii nguur googu moo fa nekk. am nag ay évolution ci aj gi yoo xam ne incha allah mën nañ ci ñëw ci kanam. d'accord dinaa ñëw léegi ak doyen Cheikh Abdou Latif Wane. mais bëgg naa nga continuer toujours encore ci évolution yooyu. def relation bi parce que comme évolution yu bëri la am na évolution politique. ay aménagement et cetera. kon duñu ma dugg ci yooyu yëpp mais am na benn évolution boo xam ni intéressé na ma ci biir waxtaan bi mooy lan moo lëkkale aj ak mbiru santé. xam nga depuis bi Covid-19 bi commencé. daaw ak ren donc autorités saoudiennes yi dañu jël ay mesures. restreindre xaj bi. wax ne léegi na demee nii wala sax ren duñ ko def. léegi loolu est-ce que am nañu ay modèles dans l'histoire du pèlerinage du hajj est-ce que am na ay xew-xew lu mel ne ay feebar. ay mbas yoo xam ni xewoon na ci zone bi foofu wala ci àdduna bi. ba tax aj bi. ñu aj ko wala boog ñu ne na nit yu néew ñëw. loolu est-ce que am na loo ci gis ci sa gëstu. waaw kay léegi jàngat bi ñu mën def ci loolu avant may ñëw si ndax amoon na lu tax ñu aj wala amuñu ko mais comme ni nga ko waxee ci côté santé. gis nga vraiment ñun dañoo war a sant yàlla ndax gis nga organisation mondiale de la santé bii ngeen gis nii. nga xam ne adduna bi yëpp bu ñu booloo doon aw say. di xool nu ñuy càmbaree wër-gu-yaram si aj màkk la jóge loolu si aj màkka monde bi kenn ku ci nekk sa bopp nga gérer woon. léegi nag dafa tolloog tubaab yi ñoom comme dañoo coloniser woon dëkk yi yu bëri. waaw te nit ñi ñoom dem nañ ba gis ne comme ni ko suñu maam Ibrahima ñaane woon rek. nit ñi fu ne lañ doon jóge di dem màkk. léegi nag màkk nag day am comme fa la moo ne woon zone de rassemblement unique ci monde bi. boobu temps foo xam ne xeet yëpp fay tase. amul woon feneen foo koy gis fu dul màkk. ci année yu njëkk yi. léegi nag bu nit ñi doon tase foofu nag. day am comme ni nga ko waxee ay xeetu feebar yu doon am. nit ñi bu ñu jëlee bateau yi. terme quarantaine bii ngay dégg. ça fait des siècles mu am. te ci aji màkk la jóge woon. bu ñu jóge woon màkk nag bateau yi bu ñu doon ñëw dañu am ay ñu feebar. léegi bu ko defee dañu doon taxaw Égypte. dañ doon taxaw du nekk Égypte rek. ça dépendait si zone yi. mais ñi jëm côté Europe ak ñi jëm côté Afrique Égypte lañ doon taxawloo nit ñi def leen li ñuy wax quarantaine. ñu toog foofu ay jours mooy comme li ñuy wax nii. ba ñu segg feebar bi. xool ñi feebar ñu téye leen faj leen ñu wër ñu soog leen libéré ñu dem. ci jamono jooju nag lañ dem ba nga xam ne Angleterre France ak dëkk yi nga xam ne ñoo colonisé woon nit ñi daal na léegi il faut que ñu def benn organisation. pour di càmbar santé yi. loolu mooy njëlbeenu organisation mondiale de la santé. kon ci affaire màkk la jógee. il faut que ñu xam loolu. organisation mondiale bii ngay gis nii si temps yu njëkk yi nit ñi doon jëlee bateau yi feebar bi di dem ci àdduna bi. moo dem ba les colonisateurs tase ne nañ def léegi organisation. pays yëpp représenté ko. moo dem ba jur l'organisation mondiale de la santé. mais léegi pour ñëw si question bi nga wax sànq. parce que loolu dafay question bu am solo. ndax boo ko seetloo pandémie bi defe naa moom nga jël yow comme exemple. bi ngay ñëw ñëpp seetlu ne 2019 dafa mel ni si la aj xaw a mel ne lu taxaw. bi feebar bi dugg see. si mois de février la dugg ci fii pratiquement partout. bi ñu taxawee ba mars ñu wax ne na ñëpp taxaw ñii di sol masque ñii distanciation indi ay techniques yoo xam ne xëy na ñun suñu ko xam. dem ba sax mu màkk gi ci loolu la jógee. mu dem sax ba ñu ne jàkka yi sax bu ñu julleeti. loolu lépp ci pandémie bi la jógee. léegi nag fa mu mujjee nag moo xaw a doy waar mooy mu mujjee ba ñu ne kenn du aji màkka te dëkkoo màkka. waaye sax loolu dañu sax alhamdulilah ndax dañ doon wax naan aji màkka ndax dina am. wala du am. waaw loolu lañ doon wax daaw. biñ ne ba mu des weer si la Arabie Saoudite soo ko jël décision. ne finalement li mu tudde moom aj symbolique lay def mooy aj goo xamante ne ni dañuy bañ rek ñu ne aj amut.
ñu yemale ko seen biir mu nekk diggante 1000 personnes ba 10 000 personnes. mais foofu nag li fa jar a rappeler. mooy ni loolu bi muy am foo dem ci àdduna bi si télévision yi si rajo yi si internet dañ doon wax ne bu ñu tëjee aj gi tamit annulé ko loolu du problème ndax annulé nañu aj gi lu mat 40 fois. waaw am na document yu koy wax waaw document yu bëri. gis naa ñu def ay xutba di ko wax. gis naa ay kilifa yu mag yoo xamante ne ni dañuy taxaw jàkkaarloog télé jàkkaarloog rajo di wax ne aj gi sax annulé nañ ko 40 fois. basé wu ci document yooyu rek. non document yooyu rek sans vérifier ko. sans vérifier ko. d'accord mais loolu moom maa leen wax ne loolu amut. parce que ñoom li nga xamante ne nii dañoo jël ay année nag. di ko wax man année yooyu càmbar naa ko. année yi ñuy jox du ma sax jox. waaw indi yëpp. voilà idée bi rek. dañuy wax ne par exemple ñu ne am na année boo xamante ne nii. parce que xam nga nit ñi bu ñu jox yenn information yi c'est taxawoo gëstu ko. waaw kay ni nga ko déggee superficiellement rek nga koy jëlee. loolu moom problème bi moom. voilà ni nga ko déggee. jël temps vérifier information mais da ngay jël information nga vérifier ko parce que bu fekkente ne dañu ne 930 moom lañ njëkk a cité ñu ne 930 la ñu njëkk a cité ñu mujjee ñuy wax loolu document bi mujjee Hudaybiya mais 930 dañ ne dafa amoon xeex bu am Arafat. si lañ annulé aj mais loolu amul. 930 même bu fekkee ne xeex am na fa alxajju arafa imam yaa ma ko gën a xaj kon kay bu fekkente ne arafa nit ñi taxaw nañ fa mu am fa xeex fu ñu annulé aj taxaw nañ fa parce que aj moom pilier bi ci gën a kii mooy ëgsi nañ fa kon loolu amul Hudaybiya ñu ne yoon ñoom bi ñu indi seen thèse boobu dañu dal ne même Hudaybiya yoon bi si boppam dafa dem bay jub Màkka accord amul mu dëpp mais loolu du woon aj Màkka loolu du woon aji Makka ci umra la. ñaareel ba loolu yeneen bi la concerné woon ak saxaaba yi ma am na ñeneen ñoo xam ne ñoo. waa kay ñu ngi jógee ci yeneen dëkk arab yi ñu ko. jeex na. aj gi wax naa la aj gi njëkk am. te loolu mi ngi am atum juróom-benn. atum juróom-benneel la am. si gàddaay gi te aj gi njëkk mi ngi am juróom-ñeenteelu aj. at si gàddaay gi muy 631. kon wax jooju wax ju amul. mais li si ëpp ci seen thèse boobu nag ay feebar la ñuy indi. yu amoon Irak. wala Égypte. mais bu ko defee boo liiree seen document xam nga ñoom ci kaw rek lañ ne dañoo annulé aj 40 fois mais boo liiree jëlee document bi da ngay gis naan ñu ne la 1230 wala 937 waa Égypte ajuwuñu wala waa Irak ajuwuñu mais Égypte ak Irak bu ñu ajuwul kay loolu du ne àdduna bi ajuwuñu. waaw dëgg la. kon bëri na lu ñu wax loolu te nekkul am. ay fake news la. fake news la mais nag dafa bëri ñu amoon intérêt yi. ñu gëmloo nit ñi ne. annulé nañu aj bi ñeent fukki yoon. et que buñ ko annulé ren. wala daaw du benn problème mais nag aj kenn mënu si ko annulé. waa Arabie Saoudite nag bi ñu demee ba wax jooju jaaxal leen ñoom daaw gisee nañu. université Umul Xara. ba génn ci benn document wane ne wax jooju tamit nekkul. mais document boobu dafa mel ni moom siiwut lool. ba tey nii. man mii teguma ci semaine passée rek. dégg naa ñu kilifa gu taxaw di jàkkaarloog ak télé ñu bëri ba tey di waxaat ne ak yi gi ñu njëkk annulé Hudaybiya bi xaw ma yu mel noonu. kon daal ñu xam ne annulation boobu daal wax dëgg yàlla nekkul lu am ni nga ko waxee fake news la. loolu dafay soulever beneen problème boo xam ne beneen thème la laaj encore problème vérification ay information surtout ci wàllu l'islam ak le monde musulman ak ñi nga xam ne dañu yore discours l'islam te di basé wu ci yoo xam ne vérifié wuñ ko loolu problème bu rëy la ci réew mi même sur le plan monde musulman bi yëpp léeg-léeg nga gis benn vidéo wala dara da ngay waar sax ba pare nga gis nag nit ñi gëm ko di ko jokkalante et cetera kon loolu sax moom beneen thème la boo xam ne bu laaj waxtaan la mais heureusement que dina am toujours alhamdulilah rabbil alamin ci biir umma bi ku mel ne yow ak ay gëstukat yoo xam ne ñoom danañ def attention jéem a vérifier attirer attention yi ci ne attention ma jox la ci benn exemple wala am na ay temps benn genre lettre le gardien du mausolée du prophète Amadou. mais kooku lettre boobu parce que pendant 20 ans. muy circuler ñu naan le gardien du mausolée. dafa gént rêvé na. mais indi fi coow bu rëy ba ñooñu mujj dem ak Sénégalais yi dem ci bun base maa ngi fàttaliku. kooku ne la man foogoon naa ni yu mel ni jarul ma ciy tontu. fi amul gardien mausolée. nangam yi yëpp amu fi pourtant lettre boobu dañ ko doon kii ba soo ko joxul fukki nit. di nga am nangam maa ngi fàttaliku ci benn jàkka benn waaye dafa julli si maa ngi fàttaliku. ñu julli si. ba pare ñu mu taxaw ci buntu jàkk ji yore ci ku génn mu jox ma ko ma xool ko ma ne ko sa waay lii du dara muy lox muy lox mu ne ma lii dañ ma wax ne su ma ko joxul yeneen fukki nit sama yëpp a yàqu nangam ñàkk toj xët ma ne la ñuy waxtaan ak moom mais daal ñu ne ko fekkee gëm nga ko ba gëm te ñun ñii wax la ni
suñu jàkk ji nga jullee lii teguwul fenn yaa xam mais doo ko fi distribuer mais presque dañoo jàppante ak moom sax pour ne ko doo ko fi distribuer parce que ñun duñ la bàyyi ngay réeral liñ ci fii ci lu mel ni kon affaire vérification information yu mel noonu loolu moom beneen thème la laaj na encore ay waxtaan kon nañ ci def taxaw waaw incha allahu taala mais li nga ci joxe am na solo oustaz Cheikh Abdou Latif Wane loo bëgg a dolli ci affaire évolution historique yooyu ci wàllu boobu évolution historique yooyu ci aj bi loo xam ni yow frappé na la nga bëggoon ci waxtaan ak nit ñi loolu leen la mais ñaareel bi aussi mooy effectivement li ko lëkkale ak Covid bi comme Cheikh Bamba Dioum li mu ci jot a wax léegi mais dama xaw a sentir tamit ne am na ñoo xam ni ci seen gëstu wala ci seen xam-xam dafa mel ne dañu bëgg a jàpp ne aj kenn waru ko mën a suspendre quel que soit lu mën a xew en particulier problème mu santé est-ce que loolu am na yax ci diine que ni aj moom lu mën a xew foog ñu aj wala ba foog mu am ñenn ñu aj wala est-ce que quand même conditions yi mën na toll foo xam ne dañuy wax ne kenn du aj ren est-ce que loolu jot nga ci gëstu lan nga ci indi xam nga jullit moom comme ni ko mon frère waxee day mën a tënku ci alquran wala mu tënku ci sunna même bi alquran waxee ne atiu llaha wa atiu rasul wa ulil amri minkum mais bi tiiraay maa amee fa in tanaza'tum fi shay'in dafa indi ulil amri teg ko fële maxal ka defa noonu topp leen yàlla topp yonent bi ak ñi nga xam ne ñoom méngi seen i mbir mais bu fekkee tiiraay maa am na tegal fële ñi méngi seen i mbir ci kan ngay dellu alxuraan ak sunna foofu indiwul fa ulil amri fa rudduhu ila llahi wa rasul gis nga mu teg pourtant ulil amri rek mu ngi ci te moom la ñuy jël toujours ne topp leen yàlla topp yonent bi topp ñu méngi say mbir mais nag bu fekkee dem nga bay attewu nag boobaa ñu méngi say mbir day fekk si atte bi moom day fekk si yàlla ak yonentaam kon ñun fi ñu toll tey ci histoire l'islam boo ko xoolee dafa am arab yoo xam ne ñëw nañu ci Arabie Saoudite jóge à partir de Yaman mooy al arabul baida ñi nga xam ne xeex moo leen jeexal ak li nga xam ne moom mooy def ay jombe ci màkkatal mukarram yooyu histoire bind na ko ku nekk xam na ko mais am naa li nga xam ne moom mooy historique gu li nga xam ne moo jëm ci aj màkk li ñuy jëlee ci yonent bi salaas ak li ñuy dunda tey pour ñu mën a avancer ci fi ñu nekk nii mooy il faut ñu dellu ci njàngale Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam benn moom dundul Covid comme ñun niñ ko dunde ñun moom dund ko mais Abdurrahman ibn Awf moom ci boppam moom mu ne dégg naa ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mu ne fu mu nekk ñooñu bu ñu génn bu leen kenn fekki loolu moom Abdurrahman moo ne man dégg naa ci yonent bi kon yonent bi dañ ko doon xamal daa mel ni dañ naan xamul xëy mais du question xëy mais lu nekk borom bi daf ko doon xamal ne lii dina ami ba mu waxee loolu moo tax ba nga xamee ne Omar waroon na ñëw ci fa nga xam ne fii mooy Hims ci sa al-Quds mujjewul dem ñu ne ko ndax da ngay daw ndogalu yàlla mu ne may jóge ci ndogalu yàlla dem ci ndogalu yàlla loolu ñu ngi ko jëlee ci historique bi nga xam ne mooy wane ne bu dara xewee tey ñu óolu ne musiba am na nan la ñuy mot ko musiba boobu loolu jël nañ ci njàngale boo xam ne am na benn anglais bu ci bind à partir de Amérique nee na solution bi nga xam ne moom la ñuy dund tey ci adduna bi tey bu ñu delloo woon ci njàngale Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam résoudre nañ ko ca commencement ba muy commencé ci Chine avant ñuy repatrier ku nekk di jël say mbokk ñii di dellu France ñii di dellu Afrique ñii di dellu Asie mu ne bu ñëpp toogoon moment boobu ñu xool feebar bi lan la kenn bañ fa dem ñoom ñu bañ a dem fi mu ne kon problème bi tey du am mu ne mi li ko indi ku nekk da nga doon ku nekk di repatrier say mbokk ñii dellu Algérie ñii dellu Afrique mu ne mu loolu moo indi feebar bi tey daal di law waaw ñëpp nangu ne tey feebar bi dafay law dafay wàlle sallallahu alayhi wa sallam laa adwa wala tiyar mais bu mu koy jàngale mooy tundukul lu lay wàll li jóge si def ko xadis la bu ñu jëlee ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mais fon fu lu wàllante amee rek il faut ñu jël suñuy disposition parce que wàllante moo ci am te ñëpp xam ne dafa am wàllante. mais kon doyen kon wàllante mën naa am ba ci Kaaba ga ba ci biir aj bi. ci laa jëm ni parce que dégg naa aussi ay discours man dégg naa par exemple oustaz boo xam ni borom xam-xam la. bu ñuy wax affaire mesure barrières yi ak jàkkee yooyu mu taxaw daal ne nan la jullit mën a gëmee ni dinañ wàllante feebar ci néegu yàlla ma ne loolu nag moom problème la Amr ibn al-As fekk boobu am na. demal ci histoire Amr ibn al-As sa imwaas. 25000 saxaaba ñoo fa génn àdduna. Bilaal bu siiw bii tey ci ñooñu la bokk.
ki nga xam ne moo lëngoon yonente bi xusam keroog ba bu sallallahu alayhi wasallam feebaree moom ci loolu génn àdduna. lan moo leen ko yóbbee woon bañ ne dañuy dajaloo pour ñaan dañuy def ci benn espace vide toog fa ñaan. Amr ibn al-As moom ci boppam moom moo ànd ak ñoom ñu dem ñu taxaw ci benn espace vide dajaloo fa bañ fa jógee ñu wàllante. lépp 25000 saxaaba ñu ci génn àdduna. ci lañ ne nag génn leen dem leen ci montagne yi. bu leen demati ci place jullikaay yi bu leen di dajaloo loolu mu ngi ci histoire bu wér ci li nga xam ne mooy histoire bi nga xam ne amoon na ci Imwaas te Imwaas 30 kilomètres la ak Quds foofu la mbir moomu amee woon. foofu la Abdurahman Awf waxee woon waxam ji siiw jëne dégg naa ci sallallahu alayhi wa sallam mu ne fépp foo xam ne fii lu mel nii mu nga fa ñooñu bu leen kenn fekki ñoom it bu ñu fekki kenn waaye li ñëpp xam ne tey lii am na ci adduna bi problème bi koy mooy. nan la mën a anle aj ne dañ koy emale ci saoudien yi ndax loolu l'islam indi na si jàngat ba ñu si jàngat. foofu laa doon jëm man foofu mooy sama point. voilà foofu mooy sama point ndaxte. lan mooy sa xalaat ci point boobu. non damay indi li ma l'islam sant. parce que xalaat boo indi xalaat féeti nekk kaw. waaw te xalaat ñaareel boo indee rek tey sallallahu alayhi wa sallam képp kuy wax ci diine wax ci sa xalaat place la na nga préparer sa place ci safara. donc ñun li nga xam ne moom la ñu diine jàngal wa shawirhum fil amr la wax. fa iza azamta fatawakkal ala Allah kon ñoom balaa ñu jël benn décision tey am nañu ay jàngkat. am nañu am xel ci aviation. tey boo demee Turc wala nga dem Malaysia wala nga dem fële Indonésie wala nga ñëw Afrique wala nga dem Europe nga dem fu ne ku nekk am na ay jullit yu fa nekk am nañ ay xalaat. nañ leen associé ci li nga xam ne mooy li xew nan lañ koy defee. mu bañ a nekk xalaatu rek li nga xam ne moom mooy Arabie Saoudite ndaxte congrès la boo xam ne dañ ci doon daje. pour mën a sottante ay xalaat gis nga dans les années 70 80 boo ma sànni génn diggante Mina ak Muzdalifa nii ngay rombe xar yi ci mbedd bi ñu di ko sànni. mais congrès yi ñuy daje fa par an Barham Diop moo fa doon représenté Sénégal am na ci année yoo xam ne moom moo ñëwoon moom lañ yebaloon. ñu daje def ay borom xam-xam ci idée bi lañ génne ne. nañu tabax foo xam ne fii dañ fay tabax indi fa ay machines yoo xam ne. dañ fi mën a préparer pour xar yi mën ko di delloowaat nit ñi di ko njëriñoo. ay frigo loolu moo indi léegi xar yi kenn sànneetu ko Mina mais ba ma sànn ñëw Muzdalifa ak Mina foofu ci gannaaw montagne bi tey fi ñu dëkk ci Mina. foofu nga doon fekk xar yi ñuy nëpp. mais dajaloo bi ñu doon dajaloo par Mina yow mu tarwiya iranien yi aussi daal di taxaw à côté na la sharqiya wala gharbiya ànduñoo ak est ànduñoo ak ouest. ñoom it di indi seen manifestation ku nekk indi sa gis-gis ñu ne leen lii du diine lii diine mooy nañu ko waxtaan suñu biir. kon Arabie Saoudite avant muy jël benn décision dafa waroon associé ñi nga xam ne ñoom la bokkal diine ji. am na ñu jàng comme ñoom am ay xalaat comme ñoom ñu toog ak ñoom ñu waxtaan nan la ñuy organiser aj gi. parce que aj gi defuñu ko pour benn nation. benn nation moomu ko benn kër moomu ko benn famille moomu ko. yàlla jullit yi la oo mais amul benn nationalité na ñëw ñi si des nañ toog. ba pare ñu ne encore bu fekkee da nga koy organiser ñu dem tey Arabie Saoudite nekk fa tey. ca umra am fa ay doom am fa ay xarit bëgg a toog aj du ñu aj. xam nga tax du ñu aj il faut nga def demande. il faut nga am séjour. boo amul iqaama. amuloo séjour defuloo demande rempliruloo condition Covid doo aj. kon léegi am na ñoo xam ne depuis koor ga ñu nga fa toog ci seeni parents bëggoon aj fii nag du ñu mën a aj. parce que contrôle bi am bu ñu eggee màkk du ñu am na ñu umra ji woon ba léegi gis ñu kaaba gi. ba léegi gis ñu kaaba gi loolu yëpp li ko indi mooy ñàkk waxtaan musaawara la sallallahu alayhi wa sallam ne lu mu doon def musaawara lay doon. keroog Badar ba nga xam ne taxaw ne di préparer def li nga xam ne mooy xalaatam boobule mais bi ko Xubaabul Manzir waxee ne que yaa Rasulallah lii sa xalaat wala yàlla la ko digal lan la wax. dafa ne lii sama xalaat la yàlla digalu ma ko. mu ne ko idée bi baaxul mais sallallahu alayhi wa sallam dafa bàyyi idéem fekk si Xubaabul Manzir. kon ñoom saoudiens yi balaa ñuy jël benn décision li diine wax laa de musaawara fil amr balaa ñuy def am azm dañu war a associer ñi am xalaat ci aviation ñi am xalaat ci mbooloo ñi am xalaat ci santé ñëpp ñu dajale leen ñoom ñëpp julli ñu toog génn nag solution boo xam ne adduna bi yëpp ñooy d'accord ne lii de ñoom d'accord nañ ci bu boobaa idée bi day daal di nekk idée boo xam ne global lay doon. mais am maa nag toog rek yow nga ne ñii ñooy jël naa 60 000 personnes. 60 000 personnes il faut ñu nekk encore Arabie Saoudite. loolu wax dëgg yàlla du dëppook aaya du dëppook xadis. tabaarkalla léegi waaw Cheikh Ahmed Diouf dama la bëggoon laaj waaw. mën nga après nga indaawaale ko ci. daaw.
autorité saoudienne yi. ban décision lañ jëloon ci wàllu aj bi. ak lan mooy différence am ak décision bi ñu jël ren. waaw ba tey loolu mooy li ma bëggoon nii rek. xam nga daaw ñoom bi ñuy càmbaree feebar bi. ñoom dañoo dem ba gis ne. feebar bi kat mënul tere xëy na ku ubbi àdduna bi yëpp. ñoom dinañ leen indil feebar. wala xëy na ñi fi ñëw jële fi war feebar yóbbu. ñu jàpp ne ñoom kon seen xam-xam lim leen may. moo ñu jël diggante 1000 personnes ba 10 000 personnes. daaw loolu lañ def nee nañu respecté ndax daaw. dañ ne woon amagul solution. kenn amagul woon. xam-xam ci effectivement mi ngi doog a tàmbali. waaw mi ngi doog a tàmbali xamaguñu nu muy demee xamuñu fu mu jëm. waaw amuñu benn maîtrise ci feebar bi. kon est-ce que décision boobu normaloon na quand même jaadu. non loolu laa wax décision boobu. moom méngoo na ak li ñu wax ndax feebar dugg si na ñëpp xam nañ ne dugg si na. te lu koy faj amu fi. léegi nag ñoom ñu ne mesures sécuritaires yi ñu war a mën a jël. mooy distance ak sol masque. pour ñu mën a respecter loolu nag ndax feebar bi booba temps. xam-xam biñ ci am mooy boo taxawee diggante lu mat 2 mètres. mënu leen koo wàllante. xam-xam foofu la toll. ñu ne kon nañu def aj gi ba nga xamante ne nii pour ñu mën a aj si. mën a respecté loolu diggante 1000 ba 10 000 personnes. d'accord ñu respecté ko. loolu xel mun na ko nangu. ñu ne bu kenn jógee bitim réew. mais ren boroom xam-xamu àdduna bi yëpp dañoo dem ba jàpp ne léegi am na vaccin boo xam ne boo jëlee benn dose immunisé na la. mais immunisation bi des na. mais boo jëlee 2e dose bi léegi yow immunisé na la ba nga xamante ne nii feebar bi mënatu la faagaagal. ne serait-ce que quelques mois. waaw léegi nag bu ko defee foo dem ci àdduna bi. loolu mooy xam-xam bi taxaw maanaam bokkul ak daaw bi nga xamante ne nii amutoon vaccin amutoon solution. léegi nag li imaam wax mooy li am aj Màkka man damay faral di wax ne bu doon ne dañ koo tënk ci 100%. tey même boo yaatalee da nga naan ñoom 80 yi waaye ñun ci wàllu organisation laay wax waaye ñun kay war nañu mën a am 20% le reste du monde. dama bëgg a wax foofu rek ñoom mënuñu moom 100% wu organisation bi. kon tey bu doon 20% sax lañ ñuy may ñu dégluñu ko. loolu waroon na mun a am ñun ñu participer suñu 20% ci seen 80% ndax tamit kaaba gi yàlla dogal na foofu la lépp lu ñu aje seen dëkk la kon yàlla moo ko def seen suuf. mais kon ren décision bi ñu jël ren. ci wax ne ñaata 60 000. mais dañuy nekk ay résidents. mais résidents yooyu mën nañ bañ a nekk ay saoudiens maanaam ku fa résider mën nga nekk égyptien sénégalais résider fa te remplir condition pour aj. non kon du problème nationalité. déedéet bu ren laay wax. waaw bu ren bii noonu la bu daaw même chose la nombre bi rek moo changé diggante ren ak daaw. ah d'accord kon du problème kon restreindre ñu ko ci benn nationalité. déedéet. d'accord ren ak daaw yëpp. d'accord mais léegi sama beneen question bi mooy. Cheikh Abdou Latif Wane wax na ko sànq am na question par exemple karkaasu xar yooyu doon nëpp. dañu woo nit ñi waxtaan. mais kon est-ce que mën nañu wax ni ñoom doonuñu woon waxtaan ak nit ñi wala ci question Covid bi lañ jël décision te waxtaanuñu ak nit ñi wala est-ce que amul ay institutions yoo xam ne saoudiens ñu ngi ci waxtaan mais au plus haut niveau des états yoo xam ni quand même du citoyen yëpp tamit ñooy mën a ñëw taxaw naan damay bokk ci waxtaan bi. non loolu c'est vrai mais xam nga monde bi. dañuy wax ne le monde est devenu un village. dégg nga fi mu nekk nii loolu mënut a am waxtaan wu amee noonu importance te kenn du ko yëg. ndax kon pour yow décision bi ñu jël ren. non c'est une décision bopp la c'est une décision saoudienne même bu fekkente ne consulté nañu. d'accord mais ñun nag yeneen pays yëpp man sama wàllu bopp. mais est-ce que consulté nañu ay. non lu ma bëgg a wax damay bañ a perdre suma xalaat. dama bëgg a wax ne yeneen réew yi tamit am nañ ci responsabilité pour man. parce que réew mu nekk yow xam nga ne bu dee jullit bi woote bi jàpp na sa waa dëkk dañoo war a wuy ci woote bi. waaw yow it da ngaa war a préparer. waaw ba pare joxe sa xalaat. parce que bu fekkente man li ma seetlu mooy li ëpp ci réew mi dañoo toog di seetaan arabu saoudite boo déglu woon information dañ naan arabu saoudite waxaguñu lan lay def. waaw mais yow da ngaa war a def ay proposition même bu fekkente ne arabu saoudite ñëwul ne la luy sa xalaat. d'accord te yow xam nga ne aji màkk ji yéen a si yem ne ko man lii mooy sama xalaat. mu ngi noonu. waaye nga joxe conseil joxe. non joxel sa conseil joxel sa kii. da ngay dimbali nit ki. mais boo ko toogee nga di ko xaar muy joxe xalaatam. ñu bàyyi ba nga xamante ne jox na la ne man kat aj gi sama bopp laa koy yemale nga bëgg a commenter wala nga bëgg a am loo ci respecté loolu du xel. kon moom dama bëgg wax ne ñun am nañ ci responsabilité. mais ñoom am nañ ci responsabilité. parce que dañu war a déglu mbooloom àdduna bi yëpp. ñu bokk xalaat ndax aj gi yàlla waxul ne yéen waa Màkka aji si leen àdduna bi yëpp la wax aji si leen. waaw li finance ay bi ñu commencé wala finance ñaareel ba tey jii am na problème yoo xam ne bu amoon tey. ca par exemple. en particulier les 2 lieux li ñuy tuddee les 2 lieux saints jullit yëpp danañ dem
reyante pour protéger leen. kon mais am na fi di. du affaire saoudien wala kii mais et cetera d'accord mais maintenant. pour être vraiment positif ci wàllu boobu responsabilité partagée. mais kon tey jii Arabie Saoudite ñoom ñoo war a impulser benn waxtaan boo xam ni lépp lu jëm ci aj bi ñu mën ko bokk di ko waxtaan. ak réew jullit yëpp. est-ce que institution bu mel noonu am na. est-ce que tey par exemple lu mel ni conférence islamique. est-ce que duñ fa aborder lu mel ne aj bi nga xam ni pays musulman yëpp dañ fa mën a joxe seen xalaat wala est-ce que Arabie Saoudite rek mooy décider parce que loolu aussi il faut que ñu def ci attention. waaw dinaa bàyyi oustaz sax mu wax mais li nga wax ni tudd nga ko. aussi bu amul tamit ñu mettre ko en place organisation de la conférence islamique. waaw mi ngi fi. loolu bokk na ci rôle am. voilà loolu bokkoon na ci rôle am. di effectivement càmbar aj gi di càmbar problème yi nekk ci aj gi yépp. c'est une institution vraiment idéale pour faire ça. Voilà, parce que mais- foofu au plus haut niveau des états musulmans ñoo fay toog. waaw kay mais le problème bi mooy dafa mel ni parce que bu fekkante ne pays yëpp ñu ngi naan ñi ngi xaar Arabie Saoudite kon dafay mel ni aussi foofu moom jow fa rôle am dafa toog di xaar parce que discours bi ñëpp déglu. D'accord. dégg mooy dañu doon toog di xaar Arabie oui Saoudite. kon ñun ñi- Arabie Saoudite pour man am na responsabilité ci dafa waroon impulser benn waxtaan. ci wàll boobu soit mu créer benn institution léegi sax bu permanente boo seetee ba seet quelque part sax. benn institution parce que affaire aji day soppeeku jamono day dox. donc benn institution boo xam ni de consultation. boo xam ni pays musulman yëpp dinañ mën a toog waxtaanee mbir moomu wala organisation de la conférence islamique tam ñoom. jouer rôle boobu. vraiment c'est déjà moi je pense créer benn institution sax leneen lay doon rek parce que jouer rôle boobu en ce moment même ñoom même Arabie Saoudite waxul dara ñoom ñu woote benn réunion extraordinaire ne ko dañu bëgg a waxtaan ci affaire aj bi donc je crois que loolu war na mën a nekk Lu war a mën a nekk. ñu jeexalee point boobu doyen est-ce que am nga beneen xalaat ci wàllu boobu ñu jàll ci beneen point foofu du ma ci sore demee li muy dal mooy. même bu fekkoon ñi nga xam ne dañuy yoroon commissaire pèlerinage. parce que ñooñu ay umara lañu. bu ñu jëloon rek ñi nga xam ne dañu doon organiser par an. ñu oo leen réunion. avant Ramadan nag. parce que gis nga bi ñu toogee di xaar man franchement bi ñu duggee ba wari waxuñu dara laa ne aj kenn mënu ko organiser moins de 2 mois. loolu xel mënu ko daj. kenn mënu xalaat war a toppatoo ay avion war a toppatoo ay logement dem dellu si waat dégguloo ci loolu dara ñoom dem nañu Arabie Saoudite ba ci suñu commissaire dem na ba Arabie Saoudite la mu delloo si la ñu waxul. waaye moom dem na ba toog ak ñoom. ñu wax ko aussi mais lañ ko wax dafa waroon toog à la télévision. ne ñu lii lañ ma wax ñun ñu am ci idée xam ne kon ajkat fi mu ne ñu ngi naan nii dina am ak du am. mais bi ñëwee dañ ne rek noppi. parce que ñoom ba ñu demee dañu ko. toog ak ñoom wax ak ñoom. ba ñu dellusee dañu waroon toogaat ñoom à la télévision. oui ne demal naa leen parce que man kenn laa ci yéen. mais dem naa lii lañ ma wax. boobaa ñun ña am. loolu koy doy na waar loolu koy doy na waar. waaw moo tax man dama xamul franchement bi ñu waree rek laa ne man franchement ku ma laaj ma la bu fekk am nga ku la laaj xaalis bul sonal sa bopp. ak moom munul am ren ci ñun africains yi. xaw ma nag ñeneen ñi mais daal fii moom wax dëgg yàlla organisation ak kenn mënu ko def moins de 2 mois. fi mu ne nii bu ñu fi bëggoon léegi uti avion ak wax li nga xam ne moom mooy disposition. laaj na un minimum de temps. bien mais li ma jaaxal nag mooy délégué pèlerinage. mun naa wax ne quelque part sax jéem naa leen contacter mu xaw a jàmp ak yooyu. du ma ne ñëwuñu mais en tout cas jotuma seen réponse du ñàkk moom beneen plateau mais jéem naa leen contacter xëy na li mu jàmp la mais ala kulli xaal li doyen wax léegi dëgg la ñoom bi ñu ñëwee dañoo noppi ne ñu ngi déglu. Arabie Saoudite. Bon. mais je me dis peut-être que aussi tamit Arabie Saoudite dafa wax ne dem leen dégluñu. xam nga tam bu ñu la waxee demal dégluñu mënoo ñëw wax leneen. wala mën na am aussi leneen la. waaw non bon léegi peut-être li ma bëgg a préciser rek ñun information yi ñu am. amoon nañu rumeur na ñoom dem nañ. mais li ñu amoon information yi mooy ñoom demuñu. en tout cas bu dee ren jii quoi. dem nañ ba foofu. waaw mais. loolu laa wax daal maanaam information yi bi ñu ko gëstoo. yow yi nga mujj gis daal mooy ne demuñu finalement bi. dama ne si 2021 bii. ñun li ñu am si information loolu jàppoon nañ ko. mais si li ñu am mun na am xam nga dafay wane ne information bi kon peut-être clairul mais ñun si li ñu am mooy ñoom demuñu. ñu for nañu loolu. demuñu Arabie Saoudite demuñu Arabie Saoudite ñun for nañu loolu. man màkk lañ ma oo ne ma ñu ngi fi. waaw mais ñi ñu àndal aussi kenn ci ñoom ñëw ne ma dem nañu ba ñëw. waaye nag ñàkk wax ak sénégalais man loolu moo ma jaaxal. waaw léegi nag. moo xam ne chaque année dafa am période bu ñuy dem foofu. xam nga chaque année dafay am. pour ñëw programme chaque année bu ñuy waajal aj gi. waaw xam nga comme ñoom dañ ne aj daaw. su bu ñu génnee si daaw amul. lu ci mois de janvier bu ñuy commencé. ñoom dañuy dem ñu càmbar aju daaw. préparer jël ay directives pour aju ren. voilà léegi nag bii weesu nag mel na ne aw déggoon nañu loolu. mais si ñun li ñu jot si ay information moo tax kon xëy na leerul. ñoom jot nañu ay information jotuñu dem mais lu ma bëgg wax foofu mooy dem nañu ak demuñu
ñun fii ci Sénégal amuñu benn information bul loo xamante ni dañ koo jël directement ci média mu àdduna bi maanaam les réseaux sociaux. voilà léegi kon. parce que c'est une institution étatique. boo xam ni dafa war a informer. les musulmans. mais beneen bi boobu jaaduwul. nañ wax au moins seen côté ñoom wax ak sénégalais yi. voilà beneen bi. ma loolu sama jàngatu bopp la. xam nga tey dañoo mujj ne Arabie Saoudite nee na du kenn du dem ku dul moom. mais su fekkante ne ci ginnaaw Arabie Saoudite waxoon nañu ne léegi indi leen 2000 personnes ñun du ñu mën a yóbbu. parce que gisuma fu ñu waajalee pour yóbbu. gisuñu fu ñu waajalee mooy li doyen wax léegi. gisuma fu ñu waajalee. y a un minimum de temps pour. y a un minimum de temps. ba pare tamit yow sa pays tamit da ngay li ñu naan mieux vaut prévenir da ngay waajal dëgg naan waa affaire bi de. kon daal problème de communication am na mun naa am duñ ko annuler mais buñ ko annulé wul parce que sénégalais seen xol dañ koo def ci aji màkka kon tey par exemple li tax ma wax la loolu mooy vaccin yi bi vaccin yi amee. Arabie Saoudite ñoom teel nañoo wax ne kuy dem màkk di nga ñàkku. waaw. ñoom teel nañoo wax loolu mais léegi bu fekkente ne yow jàpp nga ne sa réew war na aji kon da ngay war a wax ne yéen sama waa réew waxuma leen aj dina am de mais ku bëgg a aji demal ñàkk ko. wala formation bi rek. waaw mooy li ma la wax ñu ànd foofu. te loolu kenn dégg ko. kon daal donc préparé wu ñu woon pour bu fekkente ne dañuy aj moom kenn préparé wu ko. objectivement du question dingat du question dara. mais objectivement. nu ñu koy tuddee délégation au pèlerinage. la tudd mooy tour institutionnel bi je crois. la délégation au pèlerinage. noonu la objectivement am na ay failles de communication. parce que quel que soit saoudiens yi. ñoo fi mën a def mais ñoom fii la ñu waroon waxante ak les parties prenantes yu nekk Sénégal des na. des na communication bi moom dafa des. parce que mënoon nañu woo sax xalaat ak ñoom sax maanaam weccante xalaat. non ñoo weccante xalaat loolu moom man am na lu ma ci xam. doon nañ toog. ñu dem toog délégation ak ñoom. ñu weccante xalaat le privé ak la délégation. waaw mais loolu weccante xalaat boobu ci cercle boobu la yem. mais mooy li ma la wax nii. dafa am loo xamante ne du question weccante xalaat yow yaa ko war a xalaat yow yaa ko war a xam. mooy prévoir tey bu fekkante ne yow jàpp nga ne bu Arabie Saoudite ne tey teg naa indil ma 3000 wala indil ma 2000. wax naa la samay conditions yow woowal say pèlerin. effectivement ba nga xamante ne nga leen lii ak lii la. waajal leen ko. buñ ko indee ñooñ ñooy dem màkk. mais su fekkente ne ujaaj yi waxoo leen dara. préparé woo benn vaccin boo demee Mali Côte d'Ivoire yëpp ñoom dañoo réserver ay vaccin pour pèlerin yi ba pare woo leen waxuñu leen da ngeen di dem de mais képp ko bëgg a dem. ñëw la vaccin. parce que de toute façon vaccin bi moom même boo demul. baax da nga ko war a def pour Covid waxee donc loolu sax bokkoon na ci campagne de sensibilisation bi. bu ñu gisoon waa Màkka yi di dem di ñàkku kooku mën na pousser ñeneen ñi sax parce que ñàkk yi ala kulli aale nit ñi dañoo war a ñàkku nga dem ak nga war a bañ a dem. non am na ay failles ci communication bi donc il faut que ñu assumer loolu. après du ñàkk ñu am beneen plateau boo xam ne ñoom bu ñu sawaree ñëw ñu ñëw. ñeneen ñëw ñi ko seq ñëpp. ñu toog waxtaanee ko parce que réew mi des fois loolu mooy problème bi mooy que ku nekk daal buñ la joxee dara boo moytuwul rek nga yaakaar ni sa yëfu bopp la ak buur nga ci ak ñi la gën a jege ngay waxtaanal nga fàtte mbooloo mi alors que du affaire ku la jegee sa xarit mais affaire benn service public la parce que fi mu nekk ni délégation bi service public la yore donc service public nag mooy da ngay yaatal boole ci ñëpp képp ku mu intéressé war a mën a jot ci yow nga jox ko information donc am na faille quand même ci ren parce que comme ni ko waxee passivité boobu moo doon erreur bi toog nii rek ñu ngi déglu Arabie Saoudite alors que am na initiative boobu mën a jël fii déjà donc yooyu am na problème mais xam naa du ñàkk dinañ am yeneen waxtaan ci loolu mais léegi ci li ñu desee encore bëgg naa ñëw ak yéen encore ci gis ma dellu si waat encore ci aspect sens bi xam nga waxtaan nañ lu bëri tam ci audition yi ak tamit ba ci décision yi mujj ci Covid beeg yooyu ma ñëwaat encore tuuti ci sens bi donc maanaa bi wala falsafatul hajj wala ruuxul hajj l'esprit du hajj parce que xam nga bëri na ci les fois ci littérature bi ci wàllu jaamu yàlla du rek aña muy woor muy koor muy julli dégg nga muy azaka muy def ay azkar muy jàng alquran lu ci bëri des fois boo demee ci téere yi da ngay gis ne aspect mécanique bi ci ma ko tuddee noonu la ñuy gën a jiital maanaam balaa nga julli na nga jàpp sa jàpp bu tojee amoo julli boo nangam et cetera kii kàddu bi soo ko waxul nii say julli yàqu na nangam ak nangam donc day mel ne aspect boobu la ñuy privilégié ba nga xam ne aspect spirituel bi nit ki comprendre ruux bi ba am cafka bi am saveur bi sawar koo def ndax li ci nekk bu ko defee nag même aspect nag léegi atte yi lii mooy condition yi ak lii moo dagan lii mooy ngëneel yi loolu da ciy gën a sawar da koy gën a sawar respecté parce que xam na li yëf yi wundu
alors que bu xamul li yëf yi wundu comme bu fekkee ñuy fajar dañoo ñëw rek sotti la ndox bu sedd ci sa nopp tax nga jóg julli xam nga ba tey taxul nga xam caf ko julli maanaam boo demee foo xam ne sottiwuñ ndox mu sedd sa nopp nga bañ a julli parce que comme autorité bi sa bàyyi moo la doon wax ci kër gi dafa nga julli boo demee France nekk fa étudiant rek nga bàyyi julli parce que voilà alors que bu fekkoon dañ laa xamal lan mooy ruuxu julli ruuxu salaa comme téere boobu ngeen xam tabaara kooku foo mën a def da ngay yóbbaale loolu parce que ci sa esprit la nekk ak sa xol kon tam aj bi tamit léegi suñu deful ndànk mu mujj nekk rek dégg naa benn oustaz bu ko waxoon et j'ai trouvé que c'était pertinent bu doon wax ni nañ différencier entre aj màkk ak dem màkk waaw c'est pertinent bëri na ñoo xam dañuy dem màkk rek parce que tourisme dem naa fa gis kaaba gi nii la mel nii la mel nii la mel mais est-ce que aj màkk dëgg la ñu def moo tax ma bëgg ñëw ci point boobu encore mais nan lañ koy defee au lieu que ñu wax en général nii rek ci lan mooy l'esprit la philosophie du hajj ñu jël ko ponk par ponk jëm ci génnee ay secret par exemple aj léegi ponk yi ci gën a am solo su ma juumul lan la mooy ihram bi dégg nga beneen bi mooy daw safa tawaaf beneen bi safa marwa aywa arafat tawaaful ifaada aywa du loolu la mën nañ ci li ma tam sànni jamra bi sax ak minan yooyu waaw léegi loolu laa bëgg ngeen ñëw ci ponk bu ci nekk ngeen jéem a ci génneel quelque jàngale lan la fa l'islam bëggoon jullit bi jàngee ko ci loolu nañ commencé ci yéene bi ak lihram bi lan lañ fa mën a jël ci ay jàngat déjà ñu jël ponk boobu kàddu gi mooy dellu ci li nga xam ne moom mooy li ñu tàmbale woon ba léegi ci lañ ñëwaat rek xajj bi lañ ñëwaat ba léegi ndaxte boo seetee li nga xam ne moom nga expliqué fi mu nekk nii base bi dëgg gis nga baatu ruux boobu nga wax moo lay jox maana bi nga xam ne moom la ñuy seet ci aj ruuxul aj xam nga lu day ni kuy jiite ay pèlerin yow war a yóbbu màgg te doo toog ak ñoom benn yoon ci at mi encore boo toogee ak ñoom gënoo leen xam encore aj que yow aj bu fekkonte ne du woon commissaire doo dem màgg parce que affaire bi amir la il faut nga jàng boo gisee ñu jël Aboubacar désigné ko jox ko mu nekk amir al hajj mais am na ñeneen ñu fa nekkoon pour que waxuñu ne sallallahu alayhi wa sallam yooyu yaay amirul hajj parce que nabil ummi la ma yàllaa koy xamal am na ci yoo xam ne da nga war a toog xamal ko ñi nga xam ne ñoom ñooy aji bu fekkee aj am na ñu ne ren la commencé à partir de janvier wala décembre jàpp mois de juin wala jàpp mois de avril jàpp mois de mai balaa ñuy ubbi le minimum war nañ am sacrifice bu mën a def pour les pèlerins ñu leen di jàngal aj ci boppam mooy lan d'accord kii pare dem nan la war a demee moom ci boppam am na âge boo xam ne bu ko amee dem na màkk mais ajul màkk dem na màkk ci tourisme egg na fa ànd naa nit ñi mais ajul yow da ngay ànd ak ñoo xam ne aj màkk ba aj gi jeex mu óor la ne kii matalul ay farataam doomam nekk na États-Unis wala mu nekk France wala mu nekk feneen rek mu daal di ko yónnee xaalis ko billet màkk yóbbal bi diw yóbbu na bàyyi màkk waaye diw bi mu yóbbu bàyyi màkk daf fekk yow nga nekk xale amagoo alal yow bi la wërsëg di def fekk sa papa màggal yow sa papa dem màkkam mooy nga utal ko docteur dem màkk mooy bu fekkee dafa defaraat kër gi nga utal ko climatiseur wala nga utal ko docteur boo xam daf koy toppatoo loolu mooy dem màkk sa papa parce que yow moment bi nga am wërsëg fekk na sa papa am 78 ans jàpp 80 kële bi muy am wërsëg boobu papa mu ngi am 50 ans 40 ans kon doo leen benn waaye diw yóbbu na papa màkk man de ñii ne man sama dund yëpp daal dem màkk at mu ne damay dem màkk mais dem màkk dafa am at boo xam ne boo fa ñëwatee ak physique boo xam ne bu fa tollootee parce que économique la ak xam-xam économique bi ak xam-xam physique bi soog a ñëw waaye léegi nag bu fekkee te dajale woo ñett yooyu bu ci dem rek dafay sooxal li ci des kon commissaire bi wax ne damay yóbbu moo xam privé la moo xam ci privé yi la moo xam ci ki nga xam ne que moom mooy jiite le gouvernement war na moom mu am notion ci diine bu ko amul estafam bi mu yor mu ci ñoo xam ne même bu fekkee daf leen di fay ñoo ñu toog ak nit ñi par jeudi soir wala vendredi wala dimanche bu nit ñi liggéeyewul ñu toog ni di leen wax lan mooy aj physiquement bu fekkente ne am na âge boo xam ne waxal ak sa yaay nekk sa papa ni mu ñàkk mën a or noonu la ñàkk mën a aj bu fekkente ne ajot na waaye nit ñi leen di intéressé bu dee privé bi la
bu dee commissaire bi la mooy lan na sama nombre mat bu dee privé bi am naa 150 personnes naa fexe ba samay 150 personnes met ku nekk ma jël ci moom 4 millions même bu doon màgget buy xubi daas doo ko sax gis sa yoon newu ci yow daal nañ ko verser 4 millions loolu la ñu war a seetaat kon commissaire. léeg-léeg nag kooku bu demee ba foofu dafa ay crise ak. du def dara des fois naan duñ ko toppatoo. du def dara parce que déjà biñ ko yóbbu déjà xawoon na sonn daal. kii xam ne li bu ñu eggee benn néeg lañ leen utal defal leen fa ay lal fa la ñuy tëdd bu ñu dem Arafa ñu dugal leen ci oto bi yóbbu. ñu am lenn lu ñu mën a defal seen bopp. parce que li nga xam ne mooy condition bi nga xam ne moom mooy Safa ak Marwa. pas bu am 78 ans 75 ans mënuloo ko. parce que Safa ak Marwa 395 mètres la. allez 395 mètres retour. kooku mag mu am 80 ans 80 kel mënu ko. nañu waxante dëgg même ñun ñi nga xam ne dañ dese kàttan ba yëg na yow sonn nga. astama ak mag mi nga xam ne moom nga yóbbu. kaaba gi aussi boo koy wër coono la ko xam ne kenn mënu la ko wax waxaguma nag ci wàllu njàng meek extra kon loolu li ñu wax ni ruuxu salaat bi dëgg du rek nit ki berse na xaalisam yóbbu nañ ko maag mais dañoo njëkk a seet est-ce que moom ci boppam war na mën dem. beneen bi am ñoo xam ne boo ñëwee ci état bi dem na fële docteur bi seet na ko am na ci nag docteur yu extraordinaire. macha allah. ci mission bi ñoo xam ne dañuy veiller foo leen fekk guddi ak bëccëg ñu ngi xool. loo xam ne moom mooy toppatoo li nga xam ne moo jëm ci pèlerin mais am na si ñoo xam ne moom macha allah leen intéressé daal xamul ne bu ñu xasee ba jël pèlerin ba egg màkk dañ koy bàyyi pèlerin bi ci boppam moo koy defal lépp moo koy defal ay farataam lu ko waral parce que dañu jël tey ba xoolee privé bi tey jigéen ñi am quota ñoo ëpp góor ñi am quota li jigéen ñi am ci quota góor amu ko te jigéen mënul jiital nit naan ko allahumma imanan bika wa tasdiqan bi kitabik te du jël encore ay asatise yoo xam ne bu amee 400 personnes war na mën a jël nu mu bon 20 asatise wala 25 du ko def 3-4 li ñu si des famille lay doon kon affaire bi du mécanique jël nit ki yóbbu naa ko màkk indiwaat naa ko déedéet yu fi newul foofu il faut nga xool ndax war nga ko mën a jël wala waruloo ko jël bu dee xaalis booy yàq la ñu ne la déedéet bàyyil xaalis ñu faje ko utal ko docteur loolu mooy li gën. est-ce que xelam dina mën a jàpp sax. loolu mooy. donc bari na ñuy dem màkk bi moo fi nekk. mais aj màkk bi moom dëgg-dëgg ñi ko def ñoom ñu néew lañ doon. loolu nag man maa ngi koy delloo ci ñun ñi nga xam ne ñooy organiser ñu tànn ñi ñuy jël. daanaka du ñu mën a tànn parce que dañuy bëgg a feesal man naa feesal rek. sama bu ma ko remplir. côté business bi la ñuy jël. du ma business la bu sama hôtel bi ma jël màkk war naa fa fay temps maa ngi koy fayee ci pèlerin yi moo tax ñoom nu pèlerin bi mënti ñëwee baax na kon loolu il faut ñu seetaat ñi nga xam ne ñoom la ñuy yóbbu ñu leen di former di leen di wax ak ñoom aussi bu ñu mënul dem ñu ne la franchement mënuloo dem waaye kenn du wax kenn doo gis ku mës a indi pèlerin ñu ne ko mënu dem tamit nañ fexe ba mu dem. nañ fexe ba mu dem. nañ fexe ba mu dem mais fexe mu dem lenn la mais mënoo fexe ba mu aj parce que aj bi moom dafa laaj nit ki xam lan la. ba pare di ko def. Mouhamad tey parce que am na waaw bismillah. Mouhamad xut bu nee na mën nga xëcc fas ba ci ndox mi. waaye mënoo ko force nag fa nga naan. waaw donc nit doole mënoo ko may. waaw c'est pas possible. waaw borom doole aussi mu ëpp doole mënoo ko ne il faut que lii am. kii xam ne li may wax da ngay egg màkk am ñu la naan lan mooy xul yàlla kaafirun man lan mooy xul wallaahu ahad mais bu fekkee mënoo xul yàlla kaafirun mënoo xul wallaahu ahad yow da nga war a toog nga jàng leneen même bu fekkee faati ak xul yàlla kaafirun sax yow dèjà mënuloo ko nga ne da ngay aji war nga seetal say mbir donc affaire bi ruuxu salaat boobu mooy nit ki il faut que ruux bi mu nekk madani bi il faut mu nekk diine d'abord ñu am muslim bi mu'min bi taqi bi zahid bi ñu soog ko mën a yóbbu ñuy soog ko mën a yóbbu màgg léegi nag kon ñëwaguñu ci àtte mi dañu indi ci forme bi nga xam ne moom la ñu yóbboo li nga xam ne moom mooy nit ki màgg ak mag mi nga xam ne ex na foofu du mën a téye armal bi ci moom ak ki nga xam ne mënul toog 30 minutes te tuurul ndox mu ngi ci kër gi am na feebar boo xam mënul toog 30 minutes mu tuurul ndox kooku mënul aj kooku parce que kaaba gi mënoo ko wër moyen de 1h 5 minutes wala 45 minutes kon toujours yaa nga yàq sa armal waaw ki nga xam ne ki ne kon dafa mënul toog dafa am salas mënul toog 30 minutes tuurul ndox nga ñëw versel ko kooku jël ko di ko yóbbu màkk lan la koy defal ci kon nag vraiment ñi yóbbu nit ñi war nañu war nañ seetaat wax nit ñi ni mu demee ni mu tëdd réellement ñu wax bu ko defee dina am ñoo xam ni ñoom am nañ seen sago ba nga xam ni mag lañu buñ leen waxee danañ xam ni mënuñu dem donte woon sax seen doom jox na leen wala ñoom seen alalu bopp dana am ñeneen ñu dëgër bopp mais au moins war nañ wax nit ñi nu mu tëddee daal su ko defee ku nekk jël sa responsabilité mais bañ rek jiital business bi yóbbu noonu ma tëji sama kàddu mooy sa papa mën na bañ a aj màkk mën umra
parce que du antan distance Muzdalifa Mina parce que amul ay oto antanul entre Arafat ak Muzdalifa mais mën na wër Kaaba gi daw Safa ak Marwa yow li nga waroon dagg léegi billet defal ko billet màkk nga def ko billet umra nga jël congé ànd ak moom jël billet ànd ak moom même bu dee classe am na ñu ko am ànd ak sa papa yóbbu ko ànd ak un islamologue am na ñoo xam ne mën nañ ko boo eggee nga nekk moom màkk mu wër Kaaba gi daw Safa mën nga dugal ci avion delloosi ko gis na Kaaba ga gis na màkk jeex na mais ne il faut mu def aj te aj li mu laaj jamra ci boppam jamratul aqaba pour nga dem si autre chose boo amee ngant sax ñu jéggal la mais comme que da nga am ngant depuis Sénégal kooku jaratu ñuy wax donc may wax na ko balaa may dem ci atte yi il faut ñu dem ci forme bi nga xam ne ak ki nga xam ne moom nga yóbbu déjà nan la war a mel ak ci yan disposition la nga war a jël pour yóbbu ko tabaraka loolu am na solo parce que surtout que il paraît que sax am na ay pays yoo xam ni su ma juumul xaw ma Indonésie yoo xam ni 1 an presque la ñuy préparer pèlerin bi sax da ngay inscrire 1 an avant donc yu mel noonu tamit ñoom examen la ñuy def sax examen kon yu mel noonu xëy na Sénégal xaw nañ ci tardé tuuti waaw xam nga damay remercier imam wan li mu wax moom am na solo maanaam ci tënk rek moom dafa bëgg a wax ne nañ gën a former ujaat ci tënk moom loolu la ñu gën a préparer nañ leen gën a préparer ñu xam seen wareef ñu xam seen wareef te gën a former ay formateurs gën a former ay formateurs parce que voilà parce que ñi war a wax a xujjaa ji ñoom tam seen bopp est-ce que dëgg na est-ce que formé nañ leen bu baax est-ce qu'ils sont un nombre suffisant ok loolu c'est vrai donc interpellé na privé góor ak jigéen en plus waaw xam na interpellé na privé yi interpellé na ñi jiite aj gi délégation bi wane ne ñi nga xamante ne ni ñoo yore mbir mi ci boppam ñoom nañu war a wax ne ñoom seen bopp tamit li ñu war a jàngale war nañu ko mën ñoom seen bopp ba pare nag dañu waajal kii donc loolu ànd naa ci mais côté bi tëj aussi am respect ci nit ñi waaw kay loolu am worma waaw loolu yëpp lu war a am la xam nga El Hadj dafay dem màkk te day yóbbu ay ujaaj kon moom xam na mais dama jàpp ne moom bëggul wax ne ñëpp loolu la ñuy def parce que moom day yóbbu màkk kon bëggul wax pour nit ñi comprendre ne xëy na dafa bëgg attirer attention si nit ñi ne càggante yi am daal waaw càggante yi la bëgg ñu fóot ko mais généraliser parce que responsabilité la yóbbu leen màkka responsabilité la waaw généraliser wul mën nag damay ñëw tuuti rek ci wàllu atu kiy dem màkk dama koy xaw a relativiser tuuti nag parce que man gis naa koo xamante ne nii 60 ans la am mais bi mu demee wax dëgg yàlla physiquement tenirul woon ndax santeem àggul foofu c'est ça gis naa ko am 80 ans man ànd nag ñaari mag kii am 67 ans kii am 79 ans waaw maa leen yóbbu ñoom ñaari ñëpp de mais bi ñu jógee màkk kii am 79 ans nga xam ne yow boo ko séenee nii si jëmm rek da nga koy xaw a yërëm ndax mag xëy na moom da daan béy wala da man xaw ma activité am mais amut lu mu defut normalement bi ñu génnee bay ñibbisi ki amoon 67 ans daf ma woo mu ne ma dama lay sant di sant tamit góor gi diw waaye sama jom bi ma doon demee góor gi moo tax bon 79 ans yi la wax ne moom la ñëwewul woon yox-yoxi ndax gis na ni ko góor gi may manee te moom 67 ans la am muy yox-yoxi xam nga kon li tax ma wax la loolu parce que santé dépendre voilà loolu laa la bëgg a wax moo tax ma ne damay relativiser tuuti at gi léegi nag effectivement nag wóoroo jël màgget boo xamante ne nii sonn na góor gi yaram mayu ko nga xaw ko sacrifier yóbbu ko professeur foofu la bëgg a waxee pour mais bu dee wàllu at bi rek yenn saa yi du dépendre santé gi nga gis ku nekk mag d'accord waaw effectivement waaw nit mën waaw mën nga am 30 ans am façon feebar boo xam ni kii nit am voilà lu ma bëgg a tënk ne xaw ma sax li des ci heure bi parce que côté boobu tamit côté technique la waaw côté technique la mais damay wax xam nga def ne voyagiste bi peut-être pour feesal moo ko itteel bon feesal bi rek itteelu ko sama dafa am condition yow bu ñu la leen nee 50 pèlerins nga am loolu ngay dem luye ji Makka ci ay hôtel moom ngay fay lépp mais boo ko feesalul yow yaay perte loolu te année prochaine duñu la ko jox comprendre li ma bëgg a donc y a une contrainte moom xam na li ma bëgg a wax y a une contrainte du question na loolu moo itteel nit ki mais képp koo xamante ne nii da ngay jël ay ijaaj bu dee am nga conscience loo gis nag dina am ñoo xamante ne ni ñoom duñ ko matale loolu nit moo bindoo noonu. parce que gis nañ fi ay scandale quand même. at yi passé gisoon nañ fi ay tribunal yëpp. voilà ay voyagistes privés yu jël ay nit jël seen xaalis. ba pare ñooñu demuñu. voilà yóbbu leen fi ay tribunal. mais foofu sax foofu dafay jar leeral. gis nga loolu erreur yu bëri da ciy am. am na ci bi nga xamante ni moo mujj. El Hadj mii war na am xam li may wax.
ka def. du voyagiste amul agrément amul dara. élage mi xam na li may wax mais lu ñu wax rek mooy dañ cee dugal na voyagiste privé. léegi maa ngi ci forme bi rek yaa ngi ñëwaat mën ci forme bi rek. bu ñu toppatoon kooku dañ koy xam. parce que moom déjà amul quota. waaw du voyagiste. du voyagiste. te day encaissé xaalis. ok. mais loolu est-ce que du photo pèlerin yi. non photo encore. organisateur bu mag ba. non parce que organisation yi ñoo. mais xam nga lu tax ma ne photo pèlerin yi la. c'est-à-dire mënoo tere kenn mu tappale. parce que tey man su ma jékki-jékkee dem woo ay nit. ne leen dinaa leen yóbbu màkk di encaissé. délégué pèlerinage mënu ci dara. waaw mais xam nga délégué. parce que ñooñu ñoo demul fi ñu war a am la bonne information. est-ce que xam ngeen li ma bëgg a wax pèlerin bi tamit yenn saa yi du xam daal. comprendre nga pèlerin tamit yenn saa yi moom mun na bañ a xam. waaw bu ko defee moom njortam ak bëgg-bëggam rek. parce que amul agrément. kon kooku. moo tax ma question d'organisation la kii institution pèlerinage officielle bi. amul faute parce que bu fekkoon dafa jox agrément koo xam ni matalul. foofu laay wax ne def na faute. mais ki nga xam ni amul agrément ay tappaleem la teg ba wut ay nit. kooku délégation bi. waaw defu ci benn comprendre nga ni waxuñu ne sax délégation bi am na. tamit doon na faute. waaw mais sensibilisation la. xam nga ba fi may wax. war nañ gën a wax ak nit ñi wan leen ni buntu yi ngeen di war a jaaree. buntu yi ngeen war a jaar voilà. buntu yi ngeen war a jaar ku leen woo ci budul buntu bi. waaw kay d'accord loolu je suis d'accord. léegi nag pour ñëw nag ci question bi nga doon wax pour bañ a comme ni mu ko waxee pour bañ a yàgg ci. quelques minutes moo ñu dese. voilà bëgg naa ñu mos ci tuuti quand même. waaw kay léegi li nga doon waaw kay ci maanaa boobu. maanaaw l'ihram par exemple pour yow. ihram xam nga ihram pour yow lan lay signifier. non dafay am lu am xam nga ihram bi. le fait que nga woddoo ko rek. loolu dara la. waaye spirituellement moo tax. loolu lay wax. shahada bi nga xamante ne nii kon moom lañu indiwaat foofu. yow da ngay taxaw wàkkiru si yàlla xam ne yow da nga bëgg aji makka. yaa ngi delluwaat si yàlla. kon képp koo xamante ni tàggoo nga pour dem makka lu muy tekki mooy yow sax dañ la daan wax ne da ngay miraas sa bopp demal nga tàggu say mbokk baalu leen àq. loolu paa bu rëy la. yow tey sa dem nga xam mais xamatoo sa dikk. te yaa ngi baalu àq ñoom ñi nga xam ne da nga leen a noonoo woon sax. yaa ngi leen di baalu àq. kon yow ñu ngi lay commencé fóot te àgg koo makka. soo ñëwee nag physiquement ñu ne la sangul daggal say we defal ni watul. ci préparation bi soog naa ni waroo fee bàyyi bor. waroo fee bàyyi bor mooy loolu. yaa ngi ko miraas sa bopp say bor ak say lépp kon yow spirituellement waajal nga ne kon man maa ngi dëgmal dem si yàlla. mais boo ñëwee nag ñu. mais nga baal ma aussi en même temps Cheikh Bamba Diagne. Cheikh Bamba Dioum. le fait que d'accord spirituellement nga waajal sa bopp baalu àq beeg préparer kii mais. fu ne nga dugg fa pour ñu mottali la xaalis. fu ne nga dem tàggoo fa pour ñu dolli la xaalis ak nangam est-ce que loolu bokk na. non mais loolu xëy na déviation la ci loo xam ni. waaw mais soit am nga dem soo amul mais du fu nekk la jël fu naan ay dañ ma kii na damay mottali sama. waaw loolu mais loolu exception la xam nga lu mu bëgg a wax. loolu gis rek loolu am na mën na cee nekk daal. mais bu mu fekkante ne da nga jël mbir mi rek dans son ensemble. ki taxaw doon dajale xaalisam. dépendre ci kenn bon kooku laay jël. waxuma ki nga xamante ne nii xëy na am na lu jege. mu am ku mu koy wax ku mu koy ñaan ne ko dolli ma wala dara wala nit ñi ñëw jox xaalis loolu beneen domaine la mais dañuy jël rek ujaat bi nga xamante ne nii yàllaa ko tax a jóg d'accord mu préparé boppam bu baax mu préparé boppam l'ihram bi koy lëmasu boobu lan la lëmasu boobu xam nga tey déjà boo ko dee xool mi ngi mel ni tey yow mais nit ko bu faatoo noonu lañ koy lëmasee te bu fi jógee it ëllëgi si biir dafay ñaan yàlla ñu jëlaat ihramam boobu lëmase waate ko kon kooku mi ngi mel ni néew la moom d'abord bu commencé di aj rek néew la boo xam ne jox na boppam yàlla. solul benn yére àdduna. waaw julli na ñaari rakk. mi ngi mel jullee nañ ko mi ngi mel ni néew bu ñuy jullee tey boo ko dee seet mais lépp da koy defal boppam. néew bi faatu dañ koy sang defal ko lépp sang ko jullee ko kii nag moo koy defal boppam. mooy sang boppam dindi lépp def sangu farataam mooy muur boppam. loolu ñu mbalaanu ku faatu kooku parce que non parce que ëllëg si biir mbalaan moom lañ koy kii def ñaari rakka kon kooku mu ngi mel ni néew bu waajal boppam la damay tëb dafa mel ne temps baa ngi ñëw waaw mi ngi ñëw tawaaf bi léegi bu defee loolu day def tawaaf di def tawaaf lu ci teg tawaaf bi lan lay signifier day def tawaaf lan lay signifier spirituellement xam nga non xam nga wër kaaba gi d'abord yow mi ngi jëfee lu ko santaane lu yàlla santaane xam nga tey bu ko nit ne woon wëral fii rek du ko wër kon moom wër na ne loolu dafay wone ne moom wàkkiru la ne si yàlla jéemul xam sax signification wër bi mais ndigal rek lay topp parce que bu doon nii rek wëral Sénégal war a wëral fii wëral xeer wi du ko wër mais yàlla digal bi mu ko digal na ko wëral moom loolu lay wëral 7 fois wëral 7 fois pas 3 fois pas 4 fois pas 8 fois waxee nga xam nga chiffre 7 du ma si sax ñëw nit ñi xam ne chiffre 7 li mu représenté dégg nga mais wër ko ngay wër
dafa mel ni yàlla am na lu mu si nam ndax wërloowu la ko yow rek da la ko wërloo ak say waa dëkk wërloo la ko ak waa àdduna bi yëpp da nga fay gis chinois gis fa asiatique gis fa France gis fa xeet yëpp ba pare nag booy wër nag yow ay ñaan nga koy booleel yaa ngi dafa mel ne dañ ñi ci asamaan am na tamit néeg boo xam ne malaaka yi dañ loolu nit ñi wax xëy na imaam moomu si gën a mën a ñëw mais dama la bëgg a wax ne yow booy wër kaaba gi parce que am na ñu wax ne kaaba gi d'abord c'est le centre du monde yow foo xamante ne nii da nga fa daan jublu naan penku baak nii nga dem ba ñu indi la foofu nag yow nga koy seen jaaxran di ko wër kooku dina def ci loo xam ne soo dellu see sa réew doo nekkati nit ka nga daan nekk da ngay mel ni téléphone bu déchargé woon ñu chargé waat. d'accord ñu leb tuuti nii léegi ñëwal après. Arafat bi ñëw Safa ak Marwa presque Safa ak Marwa. même kii bi même chose. day fàttali Haajara buy wuti pour dimbali doomam yàlla. wax dëgg fàttali Haajara fàttali suñu maam Ibrahima. fàttali itam le statut de la femme musulmane. moom laa bëgg a wax fàttali loolu day fàttali loolu lépp nga xamante ne ni fàttali fonk ndigal parce que fonk ndigal moo indi loolu suñu maam Haajara bu fekkante ne fonkul woon ndigal. xëy na lu ñëw ba foofu ci désert ba ñu bàyyi ko fa ba muy daw di dikk ba miracle ndox ma génn ndox moom mën nañ ci ñëw sax zam-zam bi loolu lépp ni ñu koy waxeeti ci miracle yi la bokk. est-ce que foofu tam nu ñu fa jëlee jàngale contre le fatalisme parce que ndaw si jéem na dem wuti alors que jullit yi moom ndogalu yàlla la nangam ak nangam alors que ndaw si toogul rek ne na fi yàlla fekk ma dee mais dafa dem dafa dem di wuti ba yàlla ñëw léegi tamit bala may bàyyi ak imam mooy bu ñu ñëwee Arafat voilà Arafat mais Arafat dafay mel yàlla nit ki xam nga waxoon naa la mi ngi sang boppam. waaw mi ngi sang boppam. mi ngi julee boppam. mais te bu ñu ñëwee Arafat dafay mel ni yow ma xiyaam moo taxaw ndax Arafat la ñépp képp ku demoon Màkka ñëw taxaw xeet yépp nga fay gisandoo. mu mel ni dañoo génne suñuy bàmmeel yooyu ñu doon sangee ñu taxaw kon kooku ku am xel sa xel dina delluwaat ci yàlla. ñu ñëw nag ci tawaas gi nga ñëwaat defaat tawaaf boobu mu nekkaat fàttali ko. mu nekk tawaafu boo xamante ne nii. tawaafu farata la te boo ko paree nga war a dellu sa kër mais li ma siy tënk spirituellement mooy képp koo xamante ne ni aji nga Màkka matale lu lépp boo delloo sa dëkk da ngay mel ni wax niñ ko waxee ku judduwaat nga ci forme yëpp même boo nekkoon caaxaankat di nga war xam ne yow génne nga ci station wu caaxaan soo nekkoon nitu yàlla di nga xam ne dimension ba nga nekkoon yow tey war nañ la séentu feneen maanaam kon yàlla da lay tabaxaat spirituellement léegi nag yow dee ngay dëgmal te dangaa nekk ci station boo xam ne bëggatoo ko wàcc loolu moom mooy aji Màkka bëggatoo koo wàcc kon loolu dañuy sant yàlla di ñaan yàlla dem Màkka googu fu ma bëgg a conclure rek parce que dama xamul temps bi parce que loolu dama ci bàyyi woon 5 minutes léegi rek dama bëggoon wax rek foofu après ma jox imam gis nga dem Màkka li muy def ci nit xam nga dañ la wax na la julli goo julli Màkka 100 000 julli la mais loolu man dama ci càmbar tuuti 100 000 julli képp koo xamante ne da nga dem Màkka yow dem Màkka googu nga def fa 10 jours waaye nga matale niñ la ko waxee foo woo fa ba seetoon aj Màkka bi 10 jours la quoi waaw non ma jël exemple parce que boo ko dee seet xam nga 5 jours yi ak quelques jours yi ngay def avant dama bëgg a wax ne ku julli juróomi fukki ku def fukki fan Màkka julli gi nekk nga def fa ni ñu koy waxeeti voilà xam nga 100 000 tuyaaba bi mooy 100 000. yaa xam si ràkk nga ko indi yaa xam si julli nga koy indi. gis nga boo ko càmbaree nii. day mel ni si 10 ans yow julli nga koo xamante ni yaa ko ëppalee ki dund si may 100 ans mu di ko julli di def 5 rakka si année bi mu def 1800 rakka lay def soo ko calculer ci at mi ci 100 ans dama ko calculer 182 500 julli la am. 300 boo ko multiplié par 365 5 rakk yi. mais gis nga ki nga xam ne si 10 jours rek si 10 jours rek kooku yow yaa ngi am 182 000 ki am na 5 millions boo ko calculé 10 jours yi ngay def Màkka ci aji Màkka laa wax de 10 jours yooyu day mel ni 27 fois la ku dund 100 ans kon nga xam ne xaw ma ndax comprendre nga li ma ko. 27 fois ku dund ki doon julli te demul Màkka ba dund téeméeri at lim julli boo ko xoolee si li ñu ne képp ku julli Màkka benn julli. 100 000 julli la. kon day mel ni 27 fois ku dund 100 ans te yow 10 jours rek nga fa dem pour wane ne dem Màkka du caaxaan mais nag fekk nga jox ko àqam. ah d'accord te normalement ku ko jox àqam dëgg boo dellu see comme dafa mel ne yaa ngi doog a judduwaat. yaa ngi doog a te aljana nga jëm mooy pay gi defe naa loolu la ñu wax. waaw mooy mais est-ce que léeg-léeg nga gis koo xam ni dem na Màkka wala demaat Màkka ba pare ci ñi ko sañ a wax.
niruwul ne moo tane nit ñi daal. waaw kay mais loolu nag. kon bu jeexital daf ko joxul àqam xam loolu la ñuy wax. d'accord mais dem màkk dafa war a am lu mu yokk ci nit ki. ba pare am lu ko fóot. d'accord bu amul nag kon dafa mel ni sa dem màkk yàllaa xam. yàlla quelques messages clés waaw ñu ngi jeexal nii dama bëggoon benn quelques messages clés maanaam ponk yooyu moo wax noonu depuis ci armal bi ba ci tawaaf bi daw safa marwa taxaw arafa ba nga dolli ci sax sànni jamra ah xam nga nit ñi ngi buuxante pour sànni mel ne dañ koy sànni seytaane nii te symbole la léegi yow ay jàngat yu tënku foofu rek parce que en fait 3 minutes moo ñu dese pour ñu conclure daal ñu ngi ñaan borom bi subhanahu wa taala liñ fi wax yëpp jubluwuñ ci lul xamle ak ñaax nit ñi li ñu wax ni yëpp dañ bëgg pour ñi nga xam ne ñooy yóbbu nit ñi ñu xalaat ki ñuy yóbbu li ëpp li ñu xalaat seen bopp loolu mooy suñu jubluwaay parce que malgré que am na ay jigéen yu bari mais am na ci jigéen yoo xam ne seen taxawaay màkk dañuy jël sax seen alal di toggal ay nit man gis naa ko xam ne dafa dem ba Jedda defar ay lekk ñëw di ko jox ay nit donc bu ñu wax du ñu généraliser mais il faut ñu wax nga mooy faay yi pour ëllëg si biir keneen kii war a yóbbu pàppam mu gis ko mu magal mu bàyyi ci xel loolu moo tax am na benn boo xam ne ndeysaan Koweït la noonu ko ambassadeur mu yónnee papa mu aj si suñu la demoon mais bi aj gi jeexee papa ji dafa bindoo la lettre ne ko maa ngi ñibbi Sénégal daa bëggoon ma dee waaye yàlla def na deewum maa ngi nii di ñibbi Sénégal ci jàmm tellement que ndax coon ak li ma waaye nag ci tënk li daal du ma jaaraat ci li islam mais dama bëgg a xam ne daal ñeenti ponk yi nga xam ne moom lañu wax ci aj yëpp mu ëmb ko mooy li nga xam ne mooy jóge ci say yére yi nga xam ne daawuloo ko sañsee kenn daawul sañsee perkaal ñu solal la perkaal jiitaloo dara néew aussi loo mën a am ci alal nga teg ko doo yor dara nga sañse per ñëpp sol perkaal te yow daawuloo sol perkaal parfum ci boppam amatoo droit laal ko boo armale amatoo droit laal parfum amatoo droit dagg sa we amatoo droit sangu ak saabu bu am parfum mais saabu boo xam ne amul parfum am nga droit sangoo ko ngir lan ndaxte dañuy fondement di ci cet kooku mooy symboliser li nga xam ne moom da ngeen dul bokk néeg sax innal muslimina wal muslimaat ñii dañ nekk bi ñu ne bokk leen doo leen bokk néeg bon léegi bi nga egsee ba nga xam ne léegi def nga je pense que aussi amuloo droit xuloo yooyu yëpp ak coow yëpp amul fa laa rafas wala fa su parce que dafa am melokaan yoo boo ko amee kenn du waxati waxu xuloo dañ naan kay nan ngay mel ndax nekk nga ki ñu yaakaar ci moom loolu moo tax nga symboliser ñaari ràkk yooyu ci ñaari ràkk ñaari armal yooyu ci ñaari ràkk bu dee jigéen nag mën na sol lu ñu ñaw bor bi aussi nit mënul toog mukk te amoo bor parce que li lay yóbbu màkk yenn saa yi mën na nekk kante ñoo may li bi mais mënu la fayal say bor mais boobu ki nga amel bor na nga dem ci moom ne ko man damay dem màkk bu ko laxatu bu déggee nga dem doo xam ni nga demee ne ne di de mu ngi dem màkk te amel na ma kon demal ci moom ne ko bor bi dana naa ko ba léegi waaye saa yi ma ñibbisee incha allah par A ou B dinaa la ko fay mais am bor du la teree màkk mais kon tam war nga ko wax tamit ne on ne sait jamais su ma dellu siwul nga dem ci indi ci diw moom laa dama expliqué sama discours mais pour bor bi parce que li la xamal buñ tegee nit ki ci jaar bi ci jàkka ji li ngay dégg am wax toujours li ñuy mujjee wax kan moo ko amel ak ku mu amel kon bor day topp nit ba ci kaw jaat bi waaw kon loolu il faut nga leeral ko wax ko wala jar na sax nga bind ko def testament ak yépp pour ñu xam ne kii kat bàyyi lii comme ni ma ko waxee sànq préparer sa bopp avant ngay dem kon loolu yépp dafay génn ci armal bi bon bi nga xamee ne armal nga ba dugg Makkatul Mukarram aussi bi ngay wër kaaba gi ñu ne pierre noire boobu mu ngi représenté boo ko laalee da nga mel ni ku jël sa loxo teg ko ci loxo borom waaw nan ngay nuyu sa borom ba pare jël sa loxo boobu di jël ci ku la araam nga ñëw di ko nuyu loolu la kaaba gi di jàmb loolu nga ñëw jël alal boobu nga xam ne moom nga laal kaaba gi ñëw di ko kiyete donc pierre noire bi li koy remplacer bismillah Allah akbar dañ ko doon embrasser boo ne kii de xeer la boo xam ne uti naa xeer yi bu ñu fekkoon xeer bi tey ci mbedd mi duñ ko fóon mais place bi mu nekk moo tax ñu fóon xeer bi kon dara dinañ ko jël ci ab béréb indi ko ci ab béréb boobu yëkkati ko ba jox ko benn dimension mais boo fekkoon tey xeer bi tey jamra wala nga fekk ci mbedd mi dóoru mais bi nga ko fekkee ci kaaba gi rek tax na mu am dimension bu mu ko jox loolu moo tax nga dem ci maqaam Ibrahima def fa ñaari rakk incliné wu ci kanam borom subhanahu wa ta'ala sant ko ci loolu na dem ci zam-zam toog ci suuf ñaan ko xam-xam ñaan ko wërsëg ñaan ko mu may la wér waaw bi nga ñaan loolu ngay soog a dem nag entamé li nga xam ne moom mooy safa ak marwa kon man li may tëjee daal mooy jamratul aqaba jamra léegi moom la sëwu jëy réussir ba nga xam ne moo gënoon a metti ci aj moo gën a yomb ci aj waaw da nga koy sànni même boo màggetoon mën nga ñëw sànni ba àndee ni mën na ñëw ba nga egsi nga sànni sans problème
d'accord donc loolu yëpp dañu aménagé daal bu oh baax macha allah moo gën a féex ci place yi ngay dem ci aj yëpp d'accord moo gën a organisé wu ci place yi ngay dem ci aj yëpp mais loolu à partir de 2006 la ci gaa yi jóg ndax dafa am yu fa xewoon yoo xam ne macha allahu taala faxat jël ci wala roi yi fa nekkoon jël ci ay seen taxawaay ak 2015 ba fa affaire bi am aussi mais taxul daal foo dem ci makkatal mukarram ñeenti étage la Médine ñeenti étage la Jamra aussi ñeenti étage la fu ci nekk dañ ko liggéey boo xam ne extraordinaire di soroor Médine di soroor makkatal mukarram kenn mënul jeexal feesal Médine ci temps normal Kaaba gi aussi lu nit ñi xat bu ñu fekkoon mayante nañ jàmm mënuñu ko feesal daanaka boo xoolee Kaaba war na mën a mat 3 fois Médine te toujours ñu ngi gën di yaatal kon Saoudien gàcce nga la am kon beneen occasion ci ngay soog a am ñii fi jiitu woon man moom laa tëjee sama wax ñaanal ñi nga xam ne ñoo jëkk liggéey ci aj ku mel ni ñoom Haji Moustapha Cissé rahmatullah alayhi en 1971 traducteur la woon ku ñu wax Lamine kii Adili góor gi Adili mooy ren pèlerinage bi mu ñëwee ci biir aéroport ci la damm bi mu demee ñoon kon nañ jël traducteur bi mu jël commissaire bi loolu moo jox Moustapha Cissé macha allahu taala mu taxaw ci aj loo xam ne ñun dañ ko dund xam ko boobu aj dafa metti woon ay conditions yu difficile la woon boobu ñu ngi fa nekkoon kon ñooñu jiitu woon mag ñooñu ak comptable yi fi jaar ak ñooñu doon jàngale macha allahu taala yal na leen ba sata may la àjjana firdaws ñi fi nekk te aussi li ñu leen di ñaax yëpp mooy ñu balaa ñuy xalaatal kenn nañu xool dimbali ujaaj bii dem moo xam ne fi mu jëm fan la ak lan la fay jëli. asalaamaaleykum waaleykum salaam wa barakaatu. Cheikh Bamba Dioum. xeer yu ndaw yooyu ñuy sànni jamra bi. xam nga pour sànni ko seytaane la daal. mooy bi muy feeñu Ibrahima na ko. mais xeer yooyu bu bëree foofu noonu nu ñu koy def. parce que normalement suñ fa sànni ay xeer yu bari day mujj nekk ay jal. waaw non. après nu ñuy def xeer yi xam nga xeer yi ci montagne lañ koy jëlee. léegi sax fa weesu nañu étape boobu. ñoom naar yi. xeer yooyu ngay gis ni dañ daan dem ci montagne Musdalifa di for xeer yi. buñ ñëwee sànni ko fa. mais ñoom dañ koy récupérer. mais xeer yi fi mu nekk nii sax sànni boobu sax Covid bee tax ñoom ñoo koy préparé déjà. ñoom ñooy dem ut seeni xeer. développé ci ay mbuus jox la ko loolu moom mooy dernière étape bi nga xamante ne ni moo xew nii. d'accord tabarakallah kon nag vraiment di rafetlu di leen remercier encore bu baax ci kontaan moo woo leen dara leen càmbar ci diine xoola expérience su doyen Cheikh bi Abdoulatif Wane depuis Moustapha Cissé ak depuis yu bari suñ ko joxaatoon temps am bëri kon ñoom ñëpp ñu ngi leen di sargal di leen ñaanal yërmande ñi nekk ci seen bàmmeel borom bi xaare leen àjjana génération yi ci topp ñu jël lu gën a rafet ci ñooñu la ñu liggéeyoon te tam yokk ci ñoom it lu gën a rafet Pa Yamar Gueye kenn moo si jóg moom moo jëkk organisé pèlerinage en 1977 1000 pèlerins la indi foofu en 1917 1000 pèlerins non 87 la wax. 1987 non 77 78 ba maa ngi nekk étudiant 1000 pèlerins 1000 pèlerins moom mooy indi avion ba boobu c'est le grand doyen kuy organiser fii tey looy organiser rek jaar mu ngi dund moom laa lay wax ne dinaa la yóbbu nga incha allahu taala ak moom nga toog ak noté kii ba la ñi daal ñëpp ngay dégg ñoom Lamine Sarr rahmatullah alayhi gaa yëpp koo xal sa jàmm di nga xam ne toog nga ak Yamar Gueye archive bi mu yor kenn yoru ko ci koy organiser pèlerinage d'accord moo fi nekkoon depuis ñoom Moustapha Cissé ba tey ji tabarakallah il est là ba tey mi ngi di organiser ba tey mi ngi organiser ñun ñoo man maa yow kii moom lay àndal man maa ko yoral kii yam ngir lan ngir honnêteté ak yërmande bi na ci moom ak du ñàkk ñu am occasion dem waxtaan ak moom dem foofu enregistré ko mu ngi noonu waxtaan ak te léegi mais bi may ñëw di sax oo naa ko am idée encore yu ma jëlaat ci moom maa ngi ko di wax ba léegi moom wax naa ko ko sama nuyoo dinañ fa dem incha allah kii xam na ko trop macha allah Cheikh Bamba Dioum yow tamit maa ngi lay gërëm bu baax di la remercier ci nga teewee ak waxtaan bi nga fi indi ñaan borom bi dolli la tawfiq ci say gëstu nga génne yeneen téere génne yeneen jadwal miraas bi xam-xam dimbali ñu ci jadwal voilà lii am na solo yàlla defal la tawfiq kon nag du ñàkk ñu am yeneen plateau yoo xam ne incha allah taala bu ma leen soxlaa bu li ma wóor mooy su ma leen woowee fekk ngeen tal ko di ngeen ñëw incha allah kon nag mbokk yi mi ngi noonu c'était le Hajj Science et Évolution ku mu raw ci tey nii mën nga ko dabu suba vendredi à 11h wasalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Càmbar si diine
sur ITV.